C'est bon. salaamaaleykum mbokki élevage salaamaaleykum mbokki Ladoum du Monde ñi ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk si turam ak santam ñi nga xam ne ñoo toog di safoo di déglu Ladoum du Monde saa su nekk si suñ 3 plateformes yi nga xam ne ñu ngi koy defee émission yi fu ci nekk tey ñi ngi fii foo xam ni géewul la mais ba lañ ca dugg dinañ leen wax plateforme yi yàlla mën nga ko suivre en direct si Telegram Ladoum du Monde di ko suivre en direct si Facebook bi ku ko bëgg suivre Facebook bi da nga dem tapé Ladoum du Monde boo ko tapé di nga mën a suivre émission bi en direct YouTube bi tamit la même chose ku ko bëgg a suivre da nga dem tapé Ladoum du Monde di nga fa fekk émission yi di nga fa fekk lépp loo xam ni mi ngi jëm si élevage si doxantu yi ñuy def si dëkk yi kër yi bergerie yi ak ñi ñuy waxtaanal tey nag ñi ngi fii tey si fi nga xam ne tey mooy géewul ñu fekk si fii ñoo xam ne nag tey dinañ leen présenté ki ñuy wax Ibrahima Diop moo toog nii sama côté càmmoñ ñu toog ak suñu benn kilifa koo xam ne tamit ñu ñuy wax sëñ Baye Niang Cheikh Saïd Niang ñi ngi tey si bergerie yi Cheikh Saad bu fii si géewul fas yéene waxtaan ak ñoom di wax asalaamaaleykum waa kër gi ñi nga xam ñoo ñu dalal fii tey di leen nuyu kenn ku nekk di leen ziar di wax ni am nañ mbégte ñoo fii si géewul nga xam ni am nañu fii élevé di fi yar ay xar tey daaw ñu leen dégg élevage bi cela veut dire que universel la au Sénégal yemul Ndakaaru yemul Thiès yemul Kaolack yemul Mbour yemul fenn fu ci nekk élevage baa ngi fa te ñun Ladoum du Monde dañuy doxee suñu tur saa su nekk bu ñu nee Ladoum du Monde maanaam fépp fu ñu xam ni xar ma nga fa nit a nga fay yar dinañ def tous les moyens déplacer fa dem jël ko waxtaan ak moom ci élevage am Ibrahima ñu ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum waa Sénégal waa Ladoum du Monde Mbaye maa ngi lay fay. di nuyu ñëpp te di jox ñëpp rendez-vous ñu teewlu te déglu incha allah. suñu wetu ndijoor ñu ngi fekk suñu benn papa salaamaaleykum papa ku ñuy wax Cheikh Saad bu Niang. waaleykum salaam. waa Ladoum du Monde ñu ngi nuyu ñëpp nag ñu nuy seetaan nag ñu nuy déglu ñëpp et yéen a ngi ngumba waaw ngumba nag ci cosaan moom dëkku Cheikh na Cheikh Saad bu la waaw ndax kon nag barke bi fi am yàlla na leen yokk ba ngeen raw ci gaay yi ndax dañu yaa rahmatallah ana ngumba tat libuma maanaam mi ngi ñaan yërmande yàlla yëpp ñu wàcc ci dëkk bi kon bu leen yàlla indee fii tey mel na ne yéen a ngi ci biir waaw élevage nag fii ci ngumba ku nekk xam na xaru tabaski ngumba waa Dakar waa Ndar ñëpp fii leen koy jële si waaw waaye nag élevage day dox bu demee ba dox nag Ladoum ñëw fii nag fii ngeen ñëw tey moo waral Ladoum ndax kii Ibrahima Diop mi moo ñu ko xamal ñun ñu ci yëngu ñëpp moo ñu ko xamal parce que pour mu xamal ñu ko nag ba ñu miin ko def na ci lu nekk nag parce que jël na alalam di jënd ay vaccin di ñëw di ñuy traité xar yi di toppatoo di nu woon comment faire nooy dundalee nooy xonte ba alhamdulilah rabbil alamin ngumba léegi élevage baa ngi fii développé. mais papa am na loo wax sànq lu am solo mais si biir wax ma jàngate ci lu am solo dafa mel ni da nga bokk ne Ibrahima mooy ki fi jëkk indi Ladoum fii si géewul. waaw fii ci géewul ci ñi ko siiwal ba mu jóg ba defar ko ba ñu mën ko wax xëy na benn xëy na waaye fii pour ñu xam Ladoum tey xam valeur am xam xar Ibrahima Diop la parce que ubbi na ko yaatal na ko boole na ci ñëpp bu demee ba yor ba nga xisa nii lay def da lay obligé sax yow ni yow jëlal bii takkal naa la ci morso bu xonq jël ko bu màggee yóbbul mais bul jaay de defaral ngir ëngal la xam nga kooku mu ngi la ciy dugal ba alhamdulilah rabbil alamin nag ngumba ngi waaye nag Ibrahima noonu la war a def li tax mu war a def noonu moom ñi mën a dugg si li nga xam Ibrahima mi ngi koy def dañuy toog a tudd retracé waat histoire
bergerie bi fii si Géoul parce que gis nañ buntu kër gi mu mel ni loo xam ne tànt la boo xam ne maanaam ay kilifa mag dañ fii daan jullee nekk sanc dëkk bi lu mel ni yaa ngi wax ñu tuddee ko bergerie Cheikh na Seet Sadbou lan moo mën nga ñu dékkaatal si loolu tuuti. dikk nga nag parce que fii kër gi day defar doomu aadama luy defar doomu aadama nag am xaar parce que Ibrahima nii day Cheikh Sadbou Diop ko jur moom la duppee bergerie Cheikh Sadbou Diop Cheikh Mouhamed Diop ko jur Cheikh Mouhamed Diop moom la Cheikh Sadbou lu mag borom mooy wu rëyu moom la dénk njabootam tout chef wooy woowu ban mooy la yaa rahmatallah anangu boo tapli bu maa day jël seen temps waaye dafa moom suñu borom ba yàlla ne ko yërmande yëpp ñaan naa la yow yàlla nga sottil ma ko ci dëkk bii yërmande yooyu nag yàlla na ci laadum du monde bari le lan ci nal di mën bari amiin yàlla ñu koy defal ba gi nga xam te moom lañ fekk si moom it kawe googu ñu ñaanal moom it ci élevage bi ñu yëngu ak leneen ak leneen yàlla defal ko ci ñu dellu si waat nag ci li nga xam ne yaa ko ba ci cosaanu bergerie bi fii ci Géoul. waaw cosaanu bergerie bi moom Ibrahima Diop te ñii fii taxaw ñii ñëpp ñu ngi ci yëngu te koo ci wax Ibrahima la lay wax. kon nag su ko wax Ibrahima dafa yaatal. Ibrahima dafa yaatal kooku on a dit combien même pas dafa yaatal te boo jóg demoon suma kër mbaa ñii seetaan tey nga dem seen kër xool la fa nekk boo kër koo ci dugg produit ñëwul ci jël nag maanaam dina jëlal sa femelle indi ci kër gi pendant 45 jours mooy xonk mooy def lépp ba mu jàpp mun nga jëlal yow. joxe bi nekkul lu mu métti maanaam joxe ko prix yoo xam ni pour jot ci. da nga koy recevoir sax ñun parce que duñ ko yàqal parce que su ma la waxee li ma joxe xaar ak li gars yi dégg ci tur laa moom li mu ñëw daf na yombal rek damaa bañ waa yarkat yi mer waaye ñun daal li mu ñu koy defal fii ci Géoul jël femelle boo nga xam ni jàpp nañ ba tëbu mu jox la ko ci prix boo nga xam ni yow du sax juróomi saako ceeb sant yàlla. waaye may def loolu de. Ibrahima day jàppale de. Ibrahima day jàppale de moom day jàpp et puis loolu la doon bi ko woy juróom Cheikh Sadbou Diop lan la wax Cheikh Sadbou Diop mooy bàyyi soxna Yacine Diop mooy yaayam maamam ki jur yaayam ñoo yoroon dëkk bii tey ba dem Barsax nekk chef de village dëkk ba dem Barsax bàyyam bâche bii ngay gis ci ëtt bii depuis combien d'années gàmmu te ñoom ñoo koy def mu nekk fekk ay magam nag dañu leen di jaale yéen ñëpp sax parce que yéen war ngeen ñu ko jaale ndax magam di xalifa bi di Cheikh Mouhamed Diop nga xam ni kooku xar rek la bëgg ak petax ak i ganaar ci yar rek la doon dund dafa génn àdduna bërki démb yàggul lool ba léegi Ibrahima magam bi mbokkal ndey ak baay Cheikh Talibou Diop moo yor xilaafa gi waaye gis nga xar moom day teraanga ba ku ko teral te nga xar xam nga ni ñay rëy na giléem rëy na nag rëy na waaye suñu maam Ismaïl ba ñu koy jot xar lañ ko jotee kon na xoolal teraanga xar te gis nga barab bii mu leen defal xam nga kii xam xar ak gëm xar ak bëgg yar ak dimbali ay bokkam sagal dëkkam ci laatu ndax suñ ngumba daf na foo nga xam ne tey eggu boon te laatu dëkk te ngumbaa ngi ci région de Louga département de Kébémer di commune de. dama lay laaj ñaari question yi bi njëkk mooy nan nga gisee élevage laadum fii ci Géoul mi ngi développé grâce à Ibrahima moom daal ñun suñu waxee Ibrahima la ñuy wax noonu parce que xëy na suñu ma dégloo sax am na ay Géoul waay yoo nga xam ni xëy na ñu ngi ci yëngu waaye hors de Géoul dafa wuñ ko moom nag dafa daw jëli indi Géoul pour dugal Géoul ci réseau ba Géoul dem na ci biir macha allah Géoul dem na ci biir na ci laa bi soo demee sama kër baa nga ca kër Sëriñ Njaga Njaay ñu ko ca te kër yi diine yépp nag ku ci nekk xool na la jox la loo nga xam ne piqûre boo nga xam ne mën nga caa jaar ba développer sa gétt waaw
macha allah mu nekk introduction boo xam ne am na solo tey fii si Géoul permettre nañ ñu gën a xam tey fii ñu toog fan la permettre ñoo xam ni Ibrahima li mu yàlla suturaale si élevage bi téewu ko di ci wane ne man maa fi nekk lu ma neex laay taxawee maanaam oyofal na ko wàcce na ko yaatal na ko nekkul lenn lu mu def moomeelu boppam kese maanaam yaatal te loolu dañuy ñaan yàlla kenn ku nekk mu doon jàngat waxtaan am na solo mais dégg-dégg bi daf ci am solo trop ci waxtaan parce que bu ñuy wax waxtaan looloo tax ñuy waxtaan yaatal na ko ci dëkk bi yàlla bu la suturaalee lii ñuy wax tey jii jàngat la ku ci nekk war na cee jàng lu bëri xamee ci dégg na ci parce que dina am question boo xam ni tey dinaa ko bala ma koy laaj Ibrahima dama koy jëkk laaj page ba pare mooy tey ñu bëri dañoo nekk si dëkk yi am na ñu bëri Dakar ba naa question cosaan ñu bëri am na fu ñu cosaanoo si dëkk yi man ñu cosaanoo ma Dakar kenn ñu bëri cosaanoo ma cosaan sa route mais am na berger bi bu ko neexoon Dakar xam nañu taktal ci Dakar xar yi prix yi ñu fay si jaay ay millions la ay dizaine de millions 5 millions 4 millions ñu jël berger bi bàyyi ko di fi ñëw saa su nekk di fi toog di nemmee ko njaboot bi mos naa ko laaj Ibrahima ni ko lan moo tax yow sa berger bu Dakar mu tontu ma ci tontu loo xam dafa am solo lan berger bi waxuma ko mais njaboot gi mooy sama dëkk di fi ñëw di fi nemmee saa su nekk dafa sax sama biir xol nan nga jàpp wax jooju. Ibrahima moom ci noonu mu la ko waxee moom day di wér moom dafa dëggu Ibrahima ci boppam dafa dëggu moom di tricher xamu ko waaw gis nga lii nga nii pour Géoul mais dama lew na dama Louga boo demee ñoom ñëpp jox na leen ay maal am na maalam bu muy wax léegi ni dafa bëggoon dem foire ba mais mbagg yaay metti mais da koy joxe abal leen jël valeur ay millions nag génne ko ci sa loxo jox ci ay dëkk kooku bëgg a dimbali ñooña la ak jàppale Ibrahima noonu lay defee ci laadum ba dugal nañ ci macha allah yàlla nañ ci am yokkute lu mu ñu ci yéene parce que yéene nañ ko waaye Ibrahima ci jur dafa war a fonk jur war a teel jur nag parce que Ibrahima fi mu bokk la Ibrahima man nii Cheikh Saad bu ñan mooy juróom lan la tuddee sama baay taalibe Cheikh Saad bu Jóob bàyyi Ibrahima tudde ma ko man nii sama xam nga kon wax la kii bàyyi Ibrahima jël naa sama doom am naa ci 8 ci sama famille ndax ku ju am doom rek muy góor rek nga ni xaaral ma yokkal sama papa kër tura doom Cheikh Saad bu ba am naa ci macha allah juróom-ñetti sët kon Ibrahima dafa bokk ci luy développé nit. waaw Ibrahima ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waaw man Mbaye maa ngi lay fay di la nuyu yow it di la ziar bu baax. Ibrahima tey bala ñoo dugg ci mbirum gétt gi dañoo toog sunu benn papa Cheikh Saad bu ñaaw nga dégg li mu wax te li mu wax tamit dafa nekk yu am solo tey li mu wax tey nan nga ko jàngate nan nga ci gis. waaw xanaa rek may ma sant waa Ngumba déjà pare waa Géoul ndax Ngumba nit ki amul lu cosaanam ak fi mu dëkk. man Ngumba laa am amul ëpp Ngumba. donc maa ngi nuyu waa Ngumba bu baax di leen nuyu leen siyaare di leen dalal jàmm yéen aussi. ba pare di nuyu sama papa ji toog. moom suma papa la suma turandoo papa la. ba pare ñu tudd Cheikh Saad bu ñaaw ñu man moo koy waxee Cheikh Saad bu ndax dañ koo seexal yàggul. macha allah donc li mu wax lépp je pense que loolu man damay jéem rek. waaw loolu xalaatam la te lu wér la mais dañuy jéem rek ndax loolu fi lañ ko fekk ñun te loolu la ñu yar. ci partage la ñu yar ci loolu lañ mos a xam. te comme que dañuy wax élevage partage man du nekk théorie ci man dama koy pratiquer te lu may dund la. te lu may dund la parce que dama bëgg toujours li ma yor bu fekkee baax na rek ma bokk ak nit ñi bu dee lu baaxul nag ma téye ko ba amaat lu baax ci bokk ak nit ñi. te yaakaar naa ni maa ngi ci jéem loolu daal waaw ci lu may jéem la rek quoi voilà. mais mu duggaat ci point yu bare point yi ci gën a am solo mooy maanaam jàppale gi ngay jàppale ci waa dëkk bi. loolu daf ci dugg wax ci xóotal ko. ba pare waxaat ni xar yi yaa ngi ciy liggéey. waaye nekkul waa dëkk bi da nga leen ko seeral da nga leen ko yombalal lool ba ku ci bëgg am ci ba xar yi commencé tas si dëkk bi lan moo tax nga gën a jublu ci loolu. waaw xam nga loolu moom su ma naree dugg suñu naree xuus sax dana xaw a gudd mais il faut ma expliquer déjà. la ma dugal ci élevage. parce que loolu mi ngi dépendre ci origine lu ma dugal ci élevage. parce que ñu bëri dañuy dugg ci élevage pour 2 choses.
benn chose bi mooy passion moo leen ci dugal. li ci des business moo leen ci dugal. mais booy xool passion mooy indi business parce que li nga yor ci gétt gi mënoo téye lépp il faut am yu génn mais le contraire ne peut pas se faire. man bi may dugg ci élevage déjà man dama amoon allergie ci xetu xar. bi may nekk xale su ma xeet xeeñ da ma daan yërëm dafa bokkoon ci produit yi nga xam ne dama ko allergique woon. bon après bon bu la may xuus ci loolu danaa bàyyi ba nga poser question lu tax ma dugg ci élevage peut-être mais danaa ci xaw a cof tuuti rek. donc comme que passion boobu ma duggal ci élevage passion boobu nag mooy tax li nga yor yow doo jiital am bi da nga jiital juste rek mbëggeel gi ak li nga xam ni moom moo la duggal ci élevage muy passion. te comme que ñi ngay nekk ci dëkk bi gis nga ne ñoom yéen a bokk bëgg-bëgg bi te des fois doo la yamul. doo def loolu bokk ak yow li nga yor ak li nga yor rek nga jëm ko bokk ak ñoom da nga koy jéem bokk ak ñoom. pour ñoom ñu jéem la raw. bi nekk yow mi nga xam ne yaay jox ak ñoom sax peut-être tollagoo fenn parce que élevage moom mënuma kenn day arrivé au sommet. mais pour ñoom ñu jéem la raw wala am lu gën li nga yor pour nga mun a nekk mu nekk sa fierté. loolu daal mooy xool moo gën a yokk partage may am ak ñoom ci biir élevage bi. ba ci kanam nag après bu ñu demee ba ci waxtaan naa la wax li tax ma dugg ci élevage. waaw loolu am na solo presque mën nañoo ne sax mën nañ jaare foofu dugg ci élevage bi. ñu bëgg a xam tey sa cosaanu élevage. fan la ak naka la. waaw loolu Mbaye danaa ci sawar a tontu parce que déjà ay vers les années 90 91 ba 92 maa lay expliqué sànq ci oto bi ne la foire bi njëkk a def table Tivaouane en 92 ci ñoom Kifa Gueye ñoo ko jiite woon ak ñoom Alioune Sarr ak ñoom Assane Fall bu Thiès foire boobu man maa ngi fa woon donc loolu yàgg na bon après amoon nañ xar boobu maa ngi dëkk Liberté 1 Dakar mais amoon nañ xar yu ñu doon yar ci kër gi boobu ay xaru tabaski laa doon yar foofu pour sama tonton bi nekkoon tout ça après ma décroché parce que toujours dama doon souffrir ci allergie boobu ma daan am ci xar yi mais teewul amoon naa passion bi mais toujours ma dugg ci gétt gi rek maa ngi ay difficulté des fois après ma décroché ne ci leneen jàngi nekk ci leneen dal bàyyi élevage bi mais teewul ba léegi maa naan bàyyi xel xar yi ba vers les années 2010 ba 2011 ci laa commencé dem ay salle Adam di xool gis élevage ni muy demee ba 2011 ma am benn genre feebar bu ma xawoon dal bu nga xam ni c'était un choc émotionnel ba ma commencé di perdre ay karaw sama bopp bi ma commencé am li ñuy wax pelade loolu choc émotionnel moo koy def. c'était lié à des choses privées. ma dem gis benn dermato bi ne ma léegi yow lay mën a faj du ay garab da nga tu as reçu un choc émotionnel il faut nga wutul benn passion il faut nga wut dara loo xam ne lu neex sa xol la pour yow sa xel dellusiwaat. nga nekkaat. loolu moom moo mënu delloosiwaat ci élevage. après bi ma commencé loolu. j'ai essayé la pêche dem naa daan nappi dama daan nappi ba dans les côtes gabonaises dama daan dem ba ay île Bijagos dama daan dem ba ay Guinée équatoriale yi nappi c'était là dama daan dem pêche ma essayé ne loolu est-ce que mën na nekk passion ci man def naa ko presque 1 an 2 ans du woon passion ci man ma bàyyi loolu après j'ai pratiqué la chasse dama ànd suma xarit dem di chasse yi def yaakaar ne loolu passion la ma ne loolu sama passion. mais toujours yaa ngi xool rek loo xam ne lu nga xam ne dana mën a régler sama problème mais bu ma ci dawalee quelques mois rek damay gis ne daal lii gis ma ci sama bopp daal sama benn xarit bu ñuy wax Omar Seck ma ko nuyu au passage parce que moom ma njëkk a jox xaru laadum. Omar Seck waaw mi ngi nekk Paaki mooy bergerie Ndaxnam. moom ma njëkk a jox xaru laadum. ban année. ay 2011 2012 2013. femelle wala mâle. femelle la ma jox fekk suma mag bi nga xam ne mooy suñu xalifa léegi. amoon na fi daan yar moom day yar xaru tabaski da ko yar ci kër gi. benn mbaar la fi am mu ndaw fii ma nekk nii mbaar mu ndaw fi nekkoon ma indi femelle bi mu nekk ak moom. man nag maa ngi tooñ naan ko Omar ba ma joxee xar dama koy rendi mu jox ma xar bu tëbu ma indi ko xar boobu tey pratiquement moo meññi xar yu bari fii. mu doon surtout Batlin ak Tyson. mu joxoon ma ko. daf la ko jaayoon wala. daf ma koo mayoon. ba ma ko mayee mu ñëw fii xar bi war a wàccee avorté. affaire bi metti ma trop fekk sama yaay ngi fi woon sama yaay aussi gis ni ma sonn ci xar yi mën a defar gét bergerie bi mu jàkkaarloog néegam parentéram a ngi nii. pour moom muy xam li xew ci xar yi. macha allah. chaque jour mooy wax xar bi affaire bi loolu aussi métti ko trop moom it ma xam ne ma gis ne métti na ko ma ne léegi nag xaaral ma doo koy investir ci xar yi xar boobu nag ma commencé da ci liggéey. Omar Seck yóbbu ma ci Baye Fall Diop. Baye Fall Diop bu ferme waa bu Iscar Ibrahima ma koy nuyu aussi moom au passage. ku baax la Baye Fall Diop moom ma njëkk a jaay ay femelle ñu tëbu ci ay maalam ay surtout Abdou Fall la ma jaayoon ay doomu Sidi Baara. mais dañuy teg foofu baaraam tuuti
dafa am loo xam ne da nga ko doon wax ba tax la dugg si xar yi. mais bi nga duggee si xar yi. choc émotionnel boobu. bi nga duggee si xar yi. ndax mujj na rek sa problème wala déet. au bout de presque 1 an fàtte naa sama problème yëpp. ndax xar yi. kon xar dina stress. xar faj na ma man. waaw man xar faj na ma parce que li ma daloon man rek maa ko xam du lu ma waxtaanee ci biir ay nit pratiquement lu may wax la nii lu bees la ci nit ñi parce que des fois nit di nga dund loo xam ne sa dund yor yaa koy wax yaa koy xam mais gannaaw yàlla xar yi les moutons m'ont beaucoup aidé sur ça. bi nga toogee boo toogee si biir xar yi. dafa mel da nga naan fàtte problème àdduna fàtte yu bari nekk xar yi di doon xool sa xol di bëgg. su ma daan jógee Dakar di ñëw ngumba pour weekend parce que man ngumba chaque weekend dama fi ñëw. chaque weekend dama naan ñëw surtout sama yaay temps yi dund. daa ma toog weekend bu nga xam ñëw ma géewul ak lu mu demee rek lu mu xat-xat danaa ñëw ngumba weekend. donc su may départ Dakar du ma gis dara ci yoon bi lu xar yi ba di may egsee géewul. su ma egsee géewul mbégte ma naan àndal danaan weesu danaan dépassé daal j'étais presque je peux dire que j'étais en extase su ma gis xar yi. te loolu à quelques années avant nekkul woon ci man. mais loolu ça m'a beaucoup aidé à traverser problème yooyu ma doon am. kon xar kon fonkee gi nga ko fonk dafa am histoire la woon. dafa am lu ma lié ak ñoom. waaw li ma lié ak ñoom mooy thérapie bi ma doon def ñoom dañ ma aidé ci thérapie boobu. dafa am lu ma leen di nettali parce que li muy wax nii bi mu ma koy wax ci oto bi. bàyyiwul woon xel dina wax lii. dañuy wax si côté concours bi sànq ba léegi. mu ne moom bu gisee ñu yeewu xar yi xolam day naqari. bu gisee ñu yeewu xar yi si machine bi di leen natt. xolam day jeex ba maanaam sax day bëgg a dem. waaw parce que déjà man li may dem taxaw ci podium di saan concours bëriwul ndax li may gis xarit ni leen di traité ci concours yi di leen njatt des fois di leen njatt yu métti yooyu. xarit des fois nga gis xar boo xam ne sax moo nar a gagné concours bi sax mais am na lu ñu koy traité dana stressé ba du am poids bu mu war a joxe. du am mensuration bu mu war a joxe parce que xar day ressort la day ubbeeku day sekki. effectivement am na noo koy traité rek. la nga ca bëggoon am doo ko am te loolu yëpp ni ngay traité xar bi la ci kaw podium bi donc loolu dafa may métti ba du ma mën a assister yenn natt yi des fois. kon parce que loolu passion bi moo indi loolu ndax histoire bu am ak xar histoire bi nga am ak xar. voilà nga nekk koo xam kon da nga fonk xar. trop voilà mais li tax ma bàyyi waxtaan woowu mu jàll parce que daf ci am solo li nga expliqué si côté podium bi. mais ñu revenir un peu en arrière. si cosaanu bergerie bi. tabax bergerie bi. ba na nga jot ne xam ne jot na ma taxawal bergerie tabax ko. waaw fii benn mbaaro fi nekkoon bu ndaw bu amoon ñaari xar rek benn kurkur ak xar boobu ma lay wax surtout badin bi ak Tyson boobu ma may réputé yeneen xar yi mais lu xar yi di gën di bëri waaw ngay gis passion bi di gën di yokk ci yow ngay dem di def ay visite di xool bergerie yi looy gën di def di xool bergerie yi aussi ngay war a xam ne yow xar yi war nga leen daloo njukkal parce que da ngay dem seet benn bergerie gis fa la mu mel nga bëgg yow def loolu mel noonu si bergerie bien que fii c'est un peu restreint amul place bu bëri mais man maa bëgg def élevage ci kër gi bu doon espace ñàkkuñu ko ci ngumba parce que am nañ fi espace fii géewul espace yu bëri yoo xam ne mën naa fa bergerie terrain bi en face terrain c'est un terrain de 900 mètres carrés mën nañ fa def bergerie mais man maa bëgg kër gi dundee bergerie xar yi dund ci biir kër gi loolu sama option la waaw te après ci laa commencé nag defar di mbaar ba ma defee jóge ci mbaar ma kuule tabax après di décorer ba toll fii loolu daal booy xool cosaan bi te loolu ça a débuté vers les années 2014 ay 2013 2014 sa femelle bi ñëwoon ci kër gi avorté nga yoroon fii ay xar yoo xam ne bokkut ak ñoom ndax bi mu waree tëbbuwaat nan nga def waaw bi ma waree tëbbuwaat sama benn xarit bu nekkoon fii en fait soxnaam suma cousine la moom da doon yar ay xar mais da doon mixé doon def ay mixage laadum ak talabiir fa laa ko yóbbu mu tëbb fa wàccee ma fi benn maal boobu ma jël ko jox sama yaay tabaski parce que xar wàcc na fi ay maal yoo xam ne yëpp ay mixage woon mais dama ko jox soxna si tabaski après nag bi ma demee ba commencé nag dugg ci laadum yi ci laa dem ci Baye Fall Diop ci la ma Baye Fall Diop jaay ñeenti femelles yu ay 3 grandes femelles ak benn tëng tëbu après ma indi leen production boobu nag ci laa commencé liggéey nag sama élevage waaw la judd woon ci la ma Baye Fall jaayoon te ñu tëbu ci këram ci laa commencé sama élevage jërëjëf am na solo lu ma bëgg nga wax ma maire bi yàlla na yàlla yokk ay leeram xar ko àjjana yi gën a kawe ñu waxal ma tuuti maire bi liem ak xar yi parce que yaa ngi koy répété ba mu jaraloon la nga tabax bu foo xam ne day jàkkaarloo xar yi ma net ñu ci un peu maire bi ak xar yi waaw maire bi liem ak xar yi xam nga maire bi déjà suma maam bi ju sama yaay dana yar xar donc ñoom dañu xam yar sama kër maam dañ daan yar ay xar foofu maire bi amoon benn genre lien un lien très affectif avec les moutons pratiquement mën naa ne ni ma jàppoon la jàppoon xar yi su ma fi nekkul sax day moom dem mu ngi ni toog moom bu xar yi jooy guddi sax day ubbi palanteeram bañ na ko ba lampe ba gétt gi dafa am contact ci néegam
lu yëngu day taal xool bu xar yi di matu guddi gi sax moom day ñëw taxaw di leen taxawu des fois sax da ngay gis xar bu wàccee mun la xar bi dafa seex bu leen dem léegi taxaw léegi dana wàcce ba yooyu fekk nañ ko fi donc lien affectif boobu la amoon ak xar yi donc moom peut-être mën naa ne su ma daawul gis dana daan xool man à travers les moutons voilà loolu daanaa ko seetlu ci moom daal parce que daan wax ak man ci xar yi elle parle avec passion dafa mel ni xar yi kon miroir la boo xam ne moom da daan teg di gis su gisee xar yi surtout dafa mel ni gis na ma mi ngi lay gis voilà mu fonk leen trop nag voilà mu fonk leen trop kon ñoom li ñuy xam ba fonk xar yi ñoom ñoo koy xam moom moo ko xam di ko ñaanalaat yàlla xaral ko àjjana ak mboolem suñu mbokku jullit yi nga xam ne jóge nañ fi yàlla yokk seen leer ñu continuer waat fi nga doon waxtaan sax bi nga jógee si Baye Fall Diop da nga doon am mujj gi ko doon waxtaanal mu naan la defal nii wala bu def nii wala yow yaa continuer di demal sa bopp si élevage bi waaw bi may recruter dafa recrutement ci Baye Fall Diop ba pare Omar Seck suma xarit boobu aussi ba koy nuyuwaat au passage jàppale ma ci bëri parce que bi ma paree ci ba ma jógee ci Baye Fall Diop après dama recruter benn jeune mâle ci Pape Mansour Mbodj à travers Omar Seck boobu may jaar wàllu Pape Mansour ak Siré Diakité aussi au passage Siré bu baax la parce que jàppoon na ci jeune mâle boobu après suma benn jarbaar bi ñuy wax Badou Diouf man aussi ma koy nuyu au passage parce que moom aussi mooy bergerie Capsi Badou yoroon ay mâle yoo nga xam ne daana ko jël ci Lamine Diagne moo fi yoroon Biko yoroon fi Arfan waaw wax ma Arfan bu Abou Koli amoon na benn Arfan doom Bachir yor fi benn xar aussi bu mu jëndoon muy Boy Talla donc ñetti xar yooyu mën naa ne tey ñetti maal yooyu ñoo defar suma élevage man parce que ñetti maal yëpp jaar nañ ci man macha allah Biko doomu Albouri jaar na fi Arfan doomu Bachir jaar na fi Boy Talla aussi jaar na fi kan moo fi njëkk a ñëw si wet Arfan moo fi njëkk a ñëw lan nga gis moom la doon liggéey si sa gétt bon Arfan bi mu ñëwee suma gétt parce que Baye Fall xar yi ma joxoon bi may recruter xar yi ci Baye Fall boobu amoon expérience laadum trop donc il fallait que ma choisir ay critères Arfan bi mu ñëwee dafa buddi sama xar yi leen buddi xar yëpp njool après ci laa commencé gëstu sama Bachir bi xam ne Bachir day liggéey loolu ma dëggalaat sama Bachir bi téyewaat femelle yi nga xam ne moom la tëboon mu tëbaat leen doogaay dem bi mu demee ci laa commencé trier te lii bàyyi lii mu dem commencé def samay tri après le Biko noo dugg Biko bi mu duggee dafa équilibré xar yi nga xam ne moom la Arfan tëboon gën leen buddiwaat mais gën a liggéey LCS bi liggéey beauté bi liggéey lu bari ci sama xar yi Biko ban sang la Biko doomu Albouri la ak Hélène Hélène defe naa Hélène doomu Fesman la defe naa ci lu ma yaakaar Fesman waaw Hélène waaw Hélène nekkoon na sama kër yàggul Hélène nekkoon na sama kër yàggul dara mu tëbu ma jox ko benn copain fi mu toll nii mi ngi këram jamono ji ba démb si guddi maa ngi tiim defe naa sama ngi woon ci Nicolas ko laay avant ma ñëw ci non dafa si Nicolas ko laa ko jëlee yóbbu sama kër mu tëbu sama xar ma jël ko jox ko sama copain fa laa nekkoon démb si guddi gi Hélène koo xam ni Aboukan mi ngi ko tuddoon koo xam ne dafa nekk université koo xam ni yaram bi neexul woon moom la ko Aboukan ñu doon jàng université ñu bëri xam nañ kan mooy Hélène moom la ko Aboukan tourné Hélène nag booy xool maam la ci xar yi jigéen ñi fi nekk yëpp Hélène séeréer ñu koy wax Hélène séeréer voilà seen maam la après bi ma recruté Biko bi mu fi jaaree kon ba Badou joxee Biko parce que Badou aussi comme que dafa amoon problème espace au niveau de Dakar te mu nekkoon suma jarbaat bu baax aussi bëggoon jàpp sama élevage mun naa ne tey suma élevage bu demee ba toll fii sama am base famille bu dëgër gannaaw yàlla Badou Diouf la quoi Badou Diouf après ci la ma jox Boy Talla jaar fi avant daam loo di ko recruter Boy Talla jaar na fi Badou lépp lu jaar këram jaar na si man macha allah waaw parce que comme que géewul ñu bëri xamuñu woon ne am na élevage boobu donc ñu bëri daaw ñu gis maal yooyu mais boobu man maa ngi ëkku rek te di liggéey suma defar suma base femelle ci laa nekk di ci liggéey donc 3 maal yooyu daal booy xool ak li ma ak sanwu Abdou Fall bi Sidi Bara bi ma Baye Fall joxoon ci à travers mu tëboon suma xar yi ma tëblu woon foofu ci bu sanwu boo doom boo surtout booy séeréer bi Thiès donc xar yooyu daal booy xool ñoo composé suma base élevage quoi. si lu gàtt résumé sa diggante ak Badou. si lu gàtt. sa diggante ak Badou lan la. waaw Badou dafa nekk suma jarbaat bu nga xam ni dafa baax gëm élevage. bëgg ko. ba pare xam éleveurs yi mag yëpp. te ba pare ñeme woon financé jënd xar. te temps yooyu comme que man aw ma woon yenn appréciation yi ci prix yi. daf ma wax ne jaay bul jënd lu ma am ñu bokk ma yow. donc loolu moo ma gën a fital daal ci ma gën a song élevage bu baax daal waaw li ko gën a fital moom ci la bokk Badou ak suma xarit bi ñuy wax Omar Seck waaw. lan moo tax nga bàyyi fii gétt gi te am nga espace nekk Dakar. te mënoon ko faa installé. toog fa di yaraale te Dakar jaayee fa 10 millions jaayee fa 5 millions fa la gën a yombee defuloo ko nga bàyyi fi gétt gi di ci jàppale waa dëkk bi di leen ko joxe ay des prix yoo xam ne tey mën nañu wax ni sax du taxul ñuy wax lan moo waral loolu. waaw loolu
ay aspect premier aspect bi mooy déjà passion. Passion moom dugal ci élevage. donc bu ma ciy dugg wut moom xaalis donc ñi ngi koy seqal aussi doo ci wut xaalis bëri ci ñoom. mais comme que xar yi fi judd woon il y a 10 ans de cela xar yooyu moo leen téye woon tey duñ am fu ñu toog il faut xar yi génn da ngay maye lii léeg-léeg nga jaay lii man tey mën naa jàpp su ma évaluer su ma élevage li ma maye ci xar ëpp li ma jaay pratiquement mën naa wax loolu. macha allah damay joxe ay xar parce que maal yi pratiquement du ma leen téye fii. deuxième chose aussi ma dëkk ngumba tey man lu ma am rek ngumba la amoon naa fi yeneen activité yu élevage def naa fi ay activité industrielle lu ne def naa ko fii ngumba mais lu ma am rek bala ma koy essayé feneen de ngumba mooy sama laboratoire. fi laay ñëw mu baax ma bacc ko fi mu yàqu aussi ma xam ne def naa fi dara daal. parce que ngumba li sama papa ji wax léegi rek moo fi nekk te lu ma am rek ngumba la waaw moo tax waa ngumba mënu ma leen a fay ki fi dugg léegi Pape Sall mi dugg fii léegi mooy président association éleveurs yi nekk Géoul. waaw moom aussi ma koy nuyu au passage quoi xam naa dana ñëwaat léegi fa génn. waaw moom bu ñëwoon sax dañ koy tegal chaise laaj ko ci tuuti. moom dina ci am lu mu mën a wax. ci loo xam. papa tey li mu jotoo résumé wax ci lan nga ci mën a yokk. man daal du ma def lu dul ñaan yàlla barkeel mbir mi rek waaw parce que ni mu ko. maanaam tey boo gisee yàlla def ko ni mu mel nii di liggéey. mën nañu wax ni jeune la ci sa kanam xale la ci sa kanam mais deful ni ko xale yu bari def. non dafa ko. mu nekk bëgg dëkk bi ba tey mu koy fonk. ba léegi nan ngay wax foofu. li ma fi wax ñaanal ko rek mu yokk li mu mébétam ak yéeneem yàlla na ko yàlla barkeel mais nag noonu la war a def bu melul noonu mu jaaxal ñu de bu melul noonu mu jaaxal ñu parce que ci waajuram wu góor yori taalibe yar leen jàngal leen teral leen waajuram wu jigéen noonu la mel moom itam ba ñu dem barsaq kon nag bu toogee ak i magam dama ne la kër gi macha allah kenn ku ci nekk ay branche moom mii dafay dimbali dëkk bi ci affaire élevage magam jee maam Sayar Diop dafay dimbali taalibe yi ci affaire àdduna ak seen diine yor daara di jàngale alxuraan seen mag xalifa bi mi ngi ci biir Cheikh Talibou Diop mi ngi ci biir kooku gis nit mënu ko ndax foo ko fekk mu nga ci alxuraan ja jàng li leen fa seen way jubbaay mais Ibrahima nag bu jëlee lii tey ni xaaral ma jàppale ci dëkk bi ndok ko ba nga yëpp tey waxal na ko boppam te dafa naa ni am nañ fi benn association GERA président bi mi ngi génn léegi yàlla na dellusiwaat wax ci moom itam te dafa naa ni koo ci woo ci dëkk bi micro trottoir boo ko defoon tey ñu wax la Ibrahima xoolu ci ay millions bu ci xooloon ay millions du la fekk femelle bu ëmb mu jox la ko 300000 kan mooy maamam Tyson kan mooy maamam Galaxy mu jox la ko à 300000 francs ah déedéet bu ko éleveurs yi déggee nag xam ni nag bu ñu defee ne Ibrahima élevage dana naat ci Sénégal la race laadum ça c'est clair mi ngi ci di ci doxal di ci jàppale ay bokkam ay dëkkandoom man la ngumba gii la bokk mooy cosaanam mooy léppam mais boo demee lew na laaj leen lu fa Ibrahima def ci race laadum dama Linguère dama Louga gii tey boo demee ñoom ñëpp am na lu fa bokk lu bokk ci moom ci race bi ma nga fa te yàlla na nu yàlla may fekkee tal bu fii ñu jëm foire bii ñu jëm Louga yàlla na ci yàlla def bergerie Cheikh Saad Bou jël lépp ci lu jub ak lu yiw ak lu doon njiglaay. macha allah loolu am na solo ñu waxtaan parce que dafa am boo fa toll da ngay laajaat koo xam ni gis-gisam mu mën a wax les jeunes yi nga xam ne ñu ngi liggéey ak ñeneen ñi nga xam am nañ doole te ñu dëkk si dëkk ba te ñoo xam ni yàlla def na ñu ngi ci yeneen waar ñuy fàttaliku seen cosaan parce que cosaan mooy lépp te dafa am solo Ibrahima ñu dellu si waat tuuti tey sa début élevage est-ce que li ñuy wax naan gars yi dóor gars yi est-ce que mos na daal ñu dóor la jox la xar yoo xam ne mooy demut noonu à des prix yoo xam ni nga la fin nga comprendre est-ce que dal na la. waaw non mun naa ne loolu mënu ma dal du ma dal sax parce que déjà man su may jënd xar li ma bëgg laa jënd mën naa jënd xar boo xam ne sax talaa biir la parce que du ma xalaat ne du ma ci am du may wut xar du ma ci am appréhension wu ndax kii def may dóor wala fan la aar nag bi nekk li may jëgg sama bëgg laa jënd su ma jënd li ma bëgg laa jënd donc du ma ci xalaat lu ñaaw déjà deuxième chose su ma jënd xar aussi
ñi nga xam ne laa lim léegi nii pratiquement ñoom laay àndal su ma jënd xar te loolu c'était au début. mais ba léegi nii su ma demee ba jënd xar aussi am na ñu nga xam ne dana laaj seen avis. booy xool sànq bi ñibbi si am posé naa la ay quelques questions. yu nga xam ni peut-être amagul conclure gu ma dara. mais c'est juste maa ngi sonde parce que ki ngay waxal bu fekkee am na yéene ci yow rek dana di nga xam fan la waxam jëm daal. donc yaakaar ma loolu dana mos daal parce que li may jënd man day fekk ma may jënd lu ma bëgg. waaw nga ni buy jënd xar. yaakaarul loolu dana dal parce que ni ngay doxee ak say conseils. parce que déjà bu may jënd xar man tey ba ma jaayoon bëy sax ne ma xar la ma jënd ko man maa jënd li ma neex du ma jàpp ne dóor daal parce que li ma neex laa jënd waaw. li ma neex laa jënd man su ma jënd day fekk li may jënd lu ma neex la. ba ma jaayoon xar talaa biir ne ma laa dum la fekk man ma gis xar mu neex ma du ma ci xool loolu la ma neex laa jënd donc du ma jàpp ne dóor la parce que man maay dóor sama bopp boobaa waaw parce que maa jënd li ma neex. donc du ma ko jàppee du négatif ci man daal. mais Ibrahima tey li nga wax man dégg naa ko mais am beneen jàngat ma ci am tey fekkee ne xamuloo lu bari nga doog a dugg ci élevage bi nga dem nit ki ne ko damaa bëgg laadum xamagoo xaru laadum xamagoo saa yi mu ñëw ne la lii laadum la lii saa la nga gëm ko lim la nga jënd loolu ak prix boo xam ne mooy loolu nga dem à la fin bi ci biir comprendre ni lam la waxoon amul tey nan nga gisee loolu lan est-ce que kooku dalaa nax wala boppam la nax. waaw damay jàpp ne déjà boppam la nax parce que xar yàlla moo ko barkeel. donc te li ngay liggéey bu bëggee mu barkeel bu ci jéem a def wutu dugal lu bon wala lu ñaaw parce que yàgg day feeñ. nit des fois dana jaay xar sax ndax la ci âge am. wax la xar bi am na 3 mois fekk xar bi am na 5 mois fekk boo xamul wala mun la xar bi fii la bokk fee la bokk nga jënd ko ndax lam la wax. fekk xar bi fa mu yaakaar génétiquement lam la wax bokkul. wala mu wax la xar bi boo ko jëndee dana rëy wala ni fekk xar bi après dayoo ba nga ci yaakaar doo ko ci gis. mais man damay jàpp toujours ki lay jëm a nax rek boppam lay nax parce que loo fi gis rek dana feeñ. waaw naan dëgg moom bu jëlee escalier la ca ginnaaw dëgg jël ascenseur yàgg dëgg da koy jàpp. lu leer nga wax voilà. à l'heure actuelle booy jënd si ban côté ngay tànne xar mi jeune production boo gis ba pare wala lan. bon déjà man su may recruter xar surtout mâle li ma la wax sànq nee naa la man su may recruter mâle dafa am ay options yu may am ci mâle bi déjà mâle bi il faut yaayam bi ko jur man samay femelle déjà loolu c'est indéniable c'est 80% sama jënd xar. loolu mooy sama premier kit. lan nga ci jublu. li ma jublu mooy damay sama gis-gis bu gàtt gis naa ne toujours mâle bu yaayam baaxee moom bu la juree ay femelle yi muy jur bu ñu mënul seen yaay dana mel ne bu ñu mënul seen maam dana toll na seen maam. kon da nga gëm ne mâle day indiwaat. pour man li ma gis lu ci mâle yu bëri seen yaay dañuy indiwaat. seen yaay indiwaat. donc man mâle bi may recruter toujours bu yaayam mënul samay femelle déjà danaa ci bàyyi xel. kon dafa mel ni yow si mâle bi nga recruter si yaay ja nga koy jëndee. ci yaay ji laa ëpp mooy 80% sama 80% je dis bien 80%. ci sama validation jënd xar boobu. après nag ma doogaay xool yeneen critères yi. mooy beauté xar bi ak yeneen yi nga xam ne moom mooy tax nga jënd maal bi indi ko sa gétt parce que maal aussi mooy defar gétt. maal mooy jëmmal gétt. tey gétt boo fa duggee fekk fa ay fan rek fekk ko fa maal. dana am lu manqué da ngay sentir am na lu manqué surtout maal bu am jëmm nag dafa am solo ci gétt daal. jëmm c'est-à-dire. li gars yi di wut ci laadum rek njool gu du rëy. njool gu du rëy mais man bu may jënd xar aussi li si ëpp production laa ciy wuti quoi man production man du ma jënd xar pour dem concours du ma jënd xar. pour produire mën naa jënd xar boo xam ne amul dayoo mais bëgg naa xar boobu lépp lu ma jëma su jur sama kër rek mu nekk loo xam ne ni man dal la sama xel daal. kon si je comprends bien jeune nga gën a gëm yow. jeune laa gën a gëm ni nga waxee nii. waaw dafa mel ni jeune xar. man nga gën a gëm parce que boo nee damay jënd xar même bu amul dayoo. production ba. parce que boo tuddee production rek mooy jeune bi. man jeune laa boo tuddee dayoo. bu ko amul it mooy jeune bi. lan moo tax nga gën a gëm jeune. waaw parce que moo dëggu te loolu du luy jaas quoi. jeune na moom c'est encre indélébile la. du fu dañ. léeg-léeg nga gis benn xar boo xam ni dana toll na nag toll na gëléem te lu mu jur tey doo ko xool. am na fii ci élevage xam nga yenn xar yoo xam ne tey coow na leen fi. mais jur ñu fi lu ñuy coow. gis xar boo xam ne tey boo ko mosul dem fenn sax du sax génn si gétt yi. mais tey ñooñu la ñuy coow fi ne actuellement. ndax ñooñu dañuy coow seen doom di daw di wut seen doom yi parce que gène ba moo dëggu. waaw gène ba moo dëggu te loolu dafay feeñ ci xar yi. est-ce que gëm nga 1 plus 1 égale 2 wala. lu leer la waaw. lu tax waaw dama ko gëm naa ko parce que c'est une réalité.
réalité la loolu 1 plus 1 égale 2. mais ñu bëri ñu ngi naan nag ñu bëri gëmuñu ko mais ñu bëri nee nañ 80% ñu bëri nee nañ 1 plus 1 égale 2. je dirais même 99%. pourquoi. parce que de réalité la. yaa ngi koy gis. bu baax sax. yaa ngi koy def. maa ngi koy def waaw. parce que bu ñu gëmul ni 1 plus 1 égale 2 dina ma jaaxal parce que dañuy amélioration de la race. te race bi fu mu nekkoon il y a 10 ans. tey bu fi ñu toll nii. il y a 10 ans amuñu woon 1m5 amuñu woon 1m4 tey à l'heure actuelle 2021 ñu ngi si à 1m20. waaw loolu mooy li nga wax léegi rek mooy 1 plus 1 égale 2 dañoo jël benn facteur yokk ci benn facteur pour mën a am yéen li ñu am. tey si élevage laadum benn constante moo fi am mooy ay xar la ñuy yar. laadum lu mu nekk laadum xar rek la loolu c'est une constante. mais variable bi mooy yan xar ngay croiser pour mën a am yenn dayoo yi. yenn mensuration yi boo xoolee tey xar yi ñu fiy coow yëpp seen i maam tey bu ñu taxawaatoon dañuy nekk mbote ci kanamu xar yi. te pourquoi ñu tudd seen i maam tudd leen ñoom. c'est parce que gène bi moo dëggu te comme que dañuy améliorer ay races donc dañuy duggaat ci domaine élevage passion élevage partage. parce que li ngay am boo ko partagé wul kon ki nga partagé wul lu lewul kooku mënul améliorer ay races am. il faut ñun ñu gëm ne élevage bi warul nekk ci benn cercle fermé. dafa war a tasaaroo. yow da nga gis dafa nekk ci cercle fermé. loolu laay xaw a sentir mais dafa war a tasaaroo pour ñi nga xam ne mënuñu ci jot ci pour améliorer seen race parce que toujours yaa ngi wax comme que yaa ngi wax améliorer race rek. donc dafa war a tasaaroo parce que yow sa race boo ko amélioré pare après foo jëm loo gis rek am na sommet mais si tu n'utilises pas des transversales am ay niche yu nga xam ne nii niche de développement parce que c'est comme l'aspect commercial c'est comme beaucoup de choses looy jaay rek am na fu muy yem ëllëg. mais fa muy yem boo fa àggee te yow amatuloo xalaat pour utiliser ay transversales da ngay daan wàcc suuf. da ngay wàccaatu commencer à zéro. donc au lieu bala ngay egg ci foofu utiliser transversal nag mooy partager téye say gènes yooyu mu nekkul dëggu ci yow nga partager. man lay sànq maa lay laaj ne la yow fan nga yaakaar ne élevage fa la jëm ëllëg mais man gis naa ne ku amul gènes yu dëggu. d'ici quelques années sa élevage dina taxaw. effectivement lu nga wax lu leer la di leen fàttali ñi ngi fii Ngéwul. tey bergerie Cheikh Nasser Sadbou di waxtaan ak Ibrahima bala ñu sori dañ lay laaj sa numéro téléphone ñi nekk bitim réew si Facebook bi ñu lay suivre instant bi ñu wax ak yow. nga xam ne un peu partout dans le monde bu ñu la bëggee jot. ñi nekk si Telegram beeg YouTube bi tey fan la ñuy jaar ba jot Ibrahima. waaw suma numéro téléphone 77 la 658 34 59. je répète 77. 658 34 59. ak 77 255 17 75. macha allah loolu am na solo mooy numéro yi nga xam ne tey numéro yi nga xam ne ku ci bëgg a jot Ibrahima di nga ko ci jot Ibrahima sànq tey développé nga ci lu am solo mais est-ce que à l'heure actuelle élevage li ñu waxoon dafa tënku si benn cercle est-ce que ubbeekuwul parce que boo seetee Aldibo bi muy jël ñu bëri kenn sóoraale ko woon te dañ mën nañ jàpp ni nekkuloon éleveur bu siiw boo xam ne Sénégal yëpp daan nañ ko xool bi ñu jógee Thiès gii espoir yi ki ko jël ay jeunes lañ am déet mâle adulte bi ki ko jël mën nañu wax ni sax éleveur la boo xam bu mag la mais par rapport yéen éleveurs yi mag a mag yi ñu daan dégg au Sénégal taxuñu wax mais éleveur bu mag la boo jógee gisee ki jël deuxième place bi éleveur bu mag la mais moom dafa mel dafa jaar ci APH bi ki jël troisième moom kenn werante wu ko bu ñu xoolee yeneen catégorie tamit presque yu ci bari élevage bi tas na est-ce que tey jii jotul ñu toogaat jàngataat élevage bi fi mu nekk nii. jàngat élevage bi dans quel sens exemple. ci li ñu doon jàpp ne éleveurs yu mag ñi ñooy éleveurs yu mag yi ñoo daan téye élevage bi. parce que yaa ngi wax élevage dafa indi ubbeeku na léegi dafa war ubbeeku. kon éleveurs yu mag yi est-ce que war ñoo toog xoolaat seen bopp nga xam ni élevage ubbeeku na jeunes yi ñi doon jeunes yi. ñi ngi yéeg seen kaw te ñi ngi dox bu baax. waaw déjà xam nga déjà bu fekkee da nga dugg ci benn affaire ku mel ne élevage nga dugg ci ak esprit compétitif wala esprit compétition déjà loolu dafay nekk lu négatif. déjà mooy li ma wax sànq rek passion moo jiitu lépp. si élevage bi nit ñi ngi partagé. élevage mi ngi dox bu baax sax te booy xool ba ma reculer ci ginnaaw tuuti actuellement je vois que ni élevage mi ngi dox bu baax cercle fermé bi ma wax. je le dis comme ça au passage mais booy xool cercle bi sax fermeetul noonu parce que tey ñi ngi ma tuddal nii ne tey ñoo nekk ci podium depuis quelques années tey Aldibo waa ji ko moom Jaafara Seck Ngumba gi la dëkk nga Jaafara fi la dëkk macha allah yàlla dogal mu gagné Saladam bi passé tey Oudé Diagne bi nekkoon Thiès Oudé bi nekk Thiès Oudé ñëpp xam nañ ko ci élevage Oudé tey même bu mosta yéeg podium sax
ay gènes mos nañu yegg podium peut-être à travers d'autres éleveurs. Rera Oudé Diagne xar boo gëñoon pee maal ba. moom la woon. voilà donc jeunes yooyu ngay wax ñu moom xar bu ñuul ba nga fàttali turam ak expert. expert bu yéegee tey. c'est normal. expert Boy Niang ko jur te Boy Niang xam nañ pédigrém. te ñooñu ñëpp peut-être ñu ngi doogaay dugg ci élevage bi. mais lu ñu gëm la ba pare aussi améliorer seen élevage ba pare gëm liggéey bi dox jëm ci loolu parce que nit ki moom da ngay am bëgg-bëgg rek dox jëm ca. waaw léegi nag yàlla moo la ci jàppale. waaw li ngay bëgg moom dox jëm ci rek yàlla moo la ci jàppale. ñu delluwaat tuuti waxtaan. taxaw tuuti lu ñu doon waxtaan ci yoon yi mais Ibrahima croisement ñu naan fixé sans consanguinité. lan nga ñu mën a si fixé sans ak lan nga ci gëm ak loo ci gëmut. consanguinité tamit pareil. bon affaire allez-y. affaire fixation bi ñuy wax. man du ma fixé papa ak doom. du ma fixé yaay ak doom. du ma fixé mag ak rak. avant nga dugg fa est-ce que gëm nga fixé. gëm naa fixé mais sama fixé bopp aw ma raison nag pour wax ne du ma fixé yooyu loolu je le fais avec feeling sama feeling la rek. waaw sa feeling la. mais man li may fixé mooy toujours damay fixé en 3e génération wala en 2e génération c'est-à-dire maam sët tëb maam wala maam tëb sët man toujours parce que dama gis ne même ci nit ñun ñi nga xam ne des humains ci suñu gène booy xool ñu ci bëpp tey sët ñu bëri tey dañoo indiwaat seen maam lañu indiwaat. boo xool seen jëmm ci seen dayoo ci seen der ci nit ñi laay wax de boo ko jublu ci xar yi aussi booy xool tey xar yu bëri bu fekkee da nga man sama façon fixé bi may def toujours su ma leen dugal su ma defaate noonu rek maam yi laay jëliwaat. mais maam bi laay jëliwaat pare amélioré ko tey mën nga fixé benn exemple la jox exemple ah tout bête ah mën naa jum mën nga tey fixé benn gène je peux dire xar yi nga fu mujj récent métro nga xam ne bi mu daanoo yàggul. tey bu ma jëloon tey benn doomu métro bu jigéen. fixé ko surtout métro bu góor. war naa mën a indi gandi war naa mën a indi tey grossiste war naa mën a indi candeela ci sama yaakaar. war naa mën a indi loolu ba pare améliorer loolu. mais fekk dama indi gandi dem ci gandi ba kon man liggéeyuma. voilà donc voilà fixé bay def daal man c'est toujours sët ak maam wala maam ak sët. maam ak sët. waaw pour jëliwaat gène maam bu njëkk ba pare nag améliorer ko. waaw te loolu feeñ na sama élevage. am na loolu wax sànq. ni doo boole diw ak diw doo boole diw ak diw. maanaam est-ce que mën nga ñu ciy gën a xutal. du ma boole diw ak diw c'est-à-dire mooy doom ak papa wala yaay ak doom wala papa ak doom du ma ko def mais loolu li ma la expliqué su ma ko waxee aussi amuguma ci raison mais c'est juste un feeling. pour man c'est des gènes trop proches dafa jegewoo trop des fois nag nga gis ñu ko def am ci résultat gis naa ko ñu ko def am ci résultat yu probant yu wóor mais man daal sama feeling mayu ma def loolu daal. kon ça veut dire que gëmoo consanguinité. li ñu wax naa consanguinité maanaam ñaari xar yu jigéeñante. tëbante muy ay seex góor ak jigéen. 50-50 la mën na baax mën na bon. gis naa ñu ko def am ci lu yéeme gis naa ko ñu ko def aussi amuñu ci dara. waaw moo tax man su ma ko deful daal c'est par feeling quoi. par feeling waaw feeling daal moo tax def ma ko. mais amul raison valable bu tax ma def ko. mais li may fixé c'est juste en fixation ay 3e génération maam sët tëb sët wala sët tëb maam quoi. voilà. élevage lan nga ci gën a gëm mâle wala femelle. je peux dire que 70% femelle. lu tax. déjà man boo xoolee suma gétt gi xaru jigéen yëpp xaru góor yi. ba pare aussi pour man mâle bu baax. femelle il faut nga am femelle bu baax pour wàcc ko pour am ko. mais am femelle bu baax moo gën a jafe am mâle bu baax. lu tax. mâle yaa ngi ci dëkk bi. mais ñu bari naan mâle muy ëlbati gétt. waaw te yow yaa ngi ni femelle bu baax moom nga gën a gis téye ko sa gétt. waaw parce que xam nga tey li ngay am boo di gétt goo dem la nga fay fekk ci femelle doo ko fekk ci mâle. benn mâle ngay fekk pour une vingtaine de femelles mais mënoo fekk benn 20 mâles ci pour benn femelle donc loolu cela va pas de soi donc de telle sorte que tey su ma ñëwoon tey sa gétt yow boo war fa recruter boo di wut mâle su ma ñëwee benn mâle laa fay wut fekk na am na fi lu mat ay 15 ou une dizaine de femelles yu koy xaar fii. donc femelles yooyu di ko xaar. li ma la wax sànq il faut femelle boobu mâle boobu may jël yaayam bu mënul samay femelle tolloog samay femelle doole tuuti waaw ma recruter ko. mais su femelle daal laa gën a gëm à 70% que mâle parce que mâle jaful am femelle bu baax moo jafe am. kon sa base loolu dafa laaj liggéey daal. sa base de femelle bi ngay nekk di construire ci biir kër gi. lan nga ci gën a gis soit hauteur LCS doole wala esthétique. waaw base femelle bi li dama ci gën a gis mooy bi ma dugalee pratiquement mâle yëpp jaar fii. te
te mâle yooyu booy xool ay sang yu xaw a yàgg lañ. mais sang yu ay génétique ay gènes yu dëggu lañu. après dama recruter benn mâle bu nga xam ne nii mu ñuy wax Matrix moo nekk nii ci photo bi après ñu dugal photo yi. Matrix ban sang la. Matrix benn xar bu ñuy wax Tawfeex moo ko jur. macha allah Tawfeex nekk doom ci galactique. may ñu foofu tegal sa loxo baaram ñu ñëw. ñu dugal Matrix si biir Telegram bi. waaw très rapidement gars yi mën a xool kan mooy Matrix. parce que gis nañ ko si photo bi nii dafa mel ni moo nekk nii tey gis nañ ko si photo yi moo nekk nii tey dinañ leen ko woon léegi ngeen gis Matrix ñu mu gën a xam kan mooy pédigré moo nekk ni muy xar bu mucc. ñi ngi yem ci Matrix mais dañ ciy wax lu tuuti rek jàll si yeneen xar yi fii nga xam ne tey mooy géwul. ñu ngi leen di ñuy suivre aussi tamit si 3 plateformes yëpp muy Facebook bi YouTube bi Telegram bi parce que ñun si loolu la ñuy liggéeyee élevage du monde nag chaque jour noonu la ko defee fépp fu ñu mën a dem rek incha allah dinañ fa dem gis ngeen kooku mooy Matrix Ibrahima dinañu gën a dikkal si pédigree xar mi parce que xar mi tey boo koy xool nii da nga xam ni kii mâle la sa xol day sedd da ngay gis ni kii moom saa yi kër ku sañoon mu daagu sa kër Ibrahima. est-ce que tey mën nga ñëw wax tey Matrix mii tey. si lu gaaw rek. si lu gàtt wax ñu tey Matrix ban sang la boobu. waaw Mbaye loolu moom danaa ci sawar wax ndax Matrix sam benn xarit bi ñuy wax Bàcci Seck moo ma ko jox bu nekk Kër Massar Matrix bi ma ko recruté léegi ça doit faire presque 3 ans Matrix mi ngi doog ci 3e année am Matrix doomu Tawfeex la. Tawfeex nekk ci doom ci galactique ak benn doomu Subeeru lañ jël. teg ko ci galactique mu jur benn maal bu ñuy wax Tawfeex. ci wàllu papaam. côté yaayam mu ngi tudd Malien yaayam doomu xarañ la ak benn doomu madame Bitar lañ boole mu jur yaayam ñu wax Malien pour la petite histoire de yaayu Matrix parce que xarañ Mandela moo ko jur ak benn doomu Birahim dañ jël Mandela teg ko ci doomu Birahim mu jur xarañ mu jël xarañ teg ko ci doomu madame Bitar mu jur yaayu Matrix mooy Malien yaayu Matrix bi ko daamloo joxee Omar Sow Renades Omar Sow daf ci liggéey mu am doom ak commandant Cousteau ci kër Omar Sow après Omar Sow jox ko benn waay bu nekk Bamako mu dem Bamako waa ji téye ko fa presque ay 1 an xar bi tëbb fa mais jàppul waa ji delloosiwaat ko fële BKR ci la ko Omar Sow jox xaritam boobu ñuy wax Bàcc ma leen ko Bàcc Seck ma koy nuyu au passage moom Omar Sow suñu président boo leen ko joxee bi mu ko joxee Omar jox ko Bàcc léegi Bàcc teg ko ci Tawfeex di ko essayé Tawfeex ndax li ko waa ji wax am na wala amul yàlla def xar bi jàpp. macha allah mu wàccee jeune mâle Matrix fekk Bàcc ñëwoon tourné côté yi jaar fi fekk fi ay doomu biko bi mu fi ñëwee fekk fi doomu biko yu jigéen mu bëgg ci benn xar bu jigéen fekk man bëggoon naa Matrix bi mu nekkee mbote après ñu jëflante jëfi éleveur mu jox ma Matrix boo ko recruté ànduma kenn man rek maa ko jël sa maa am feeling ñëw gis ko rek mu ndox mi doy ma jël ko donc ci liggéey ma jël ko dénkaane ko jas ci Omar Seck suma xarit boobu mu def production bu dégg dayoo après ci laa ko indi fi mu def fi 2 tours ba léegi moom moo fi nekk di liggéey ak benn rakkam bu ñuy wax Boos parce que Bàcc ba joxe Matrix ba may dafa may tëb encore ci Tawfeex moo jur Boos sama beneen maal bale quoi. voilà kon daanaka dañuy bëgg dugg si xam ne mooy xar yi. maal yi nekk fii parce que defe naa ni li ñu waroon wax ci Ibrahima. ak sancu gerte gi ak dëkk bi. defe naa ni loolu ci bëri wala 99% jàpp naa ni leer na. tey war nañ leen kan mooy Ibrahima fii nga xam ne fi la nekk di yar si élevage am tey fii ñu nekk nii tey muy géwul ba nga xam tey mi ngi fi nekk di liggéey lu ci bari nag xam nañ ko lu tax moo ci fi bergerie bi cosaanu dëkk bi ak ñi mu fi nekk di liggéey ak Dakar ga mi nekk di liggéey ak lan moo tax mu bàyyi fi bergerie bi ak moom façon de croisement am début élevage am ay xaritam ñu koy jàppale di koy dimbali lenn rek moo ci des Ibrahima lan moo tax communication bu bari defoo ko ci élevage bi. waaw li tax def ma communication bëri ci élevage bi déjà comme li ma la wax rek toujours damay revenir sur le mot passion moo ma dugaloon ci élevage bi du woon business dugguma ci woon pour affaire ma fi duggoon déjà pour ndax loolu moom ma doyoon c'était un plus de thérapie et par passion après par la suite laa gis xar yi ngi dem nit ñi di fi ñëw di seet si xar yi te communication aussi pour man dafa jotagul woon wala lu jot rek yomb daal yàgg naa dem ci foire yi éleveurs yi bëri Sénégal xam nañ ma xam naa leen mais ñu bëri aussi ñëw nañ fi xam nañ ne maa ngi yar te même question bi lañ may posé keroog sëñ Moustapha Mbacké sëñ Massamba ñëw na fi. macha allah ku baax sama sëriñ suñu mbokk la suñu mbokk. kooku sama sëriñ la mbokk la ci kër gi bi mu ñëwee kër gi dafa ni moom këram la ñëw. sëñ Saliou Mbacké. awa ba.
dafiy ñëw. ñooñu ñëpp dañuy ñëw ci man di ma seet si mais Chérif Ba ay dara xaram comme ni seen papa léegi xaram nañu fii. ñooñu ñëpp dañ fiy ñëw et puis ak yeneen gànnaaw éleveur. Cheikhouna Diop sama rakk sama xarit fi gëj. moom mun naa ne mooy sama Mourinho mooy sama coach xam nga. kan Cheikhouna waaw Cheikhouna mooy sa Mourinho de waaw mooy sama ñoom Alelo ñoom. Abo Fall daara jëlof duñ fi gëj Abo Fall léeg-léeg mu def délégation jóge waa Touba. macha allah ñëw waa Kaolack ñoom Cheikh Mbaye dañuy jóge ba Kaolack fi ñëw donc éleveur ba dañ fiy ñëw. mais loolu dafa mel ni beneen facette la si élevage en relation humaine bi. waaw relation bi am li koy indi mooy déjà da ngay xam kenn ku baax mu boole ak ñu baaxam. ba pare aussi ngeen bokk bëgg-bëgg. bien sûr bokk passion te comme que kër gi kërub taalibe la. boo ñëwee da ngay bu fekkee da ngaa nekk taalibe boo ñëwee da ngay tu te retrouves dans ton milieu donc doo réer quoi. loolu aussi day jouer ci relation yi daal. boo ne kërub taalibe la kenn da ko weddi. parce que xam naa ñi sant Sall muy Macky Sall ak ay mbokkam. buñ ñëwee fi xam naa ne bool yi mu fiy gis danañu lekk ba fàtte. di leen wax ni tey jii ñu ngi woon suñu première partie tey fii nga xam ne tey si bergerie Cheikhouna Cheikh Sadbou tey nag ñu duggoon nañ si première partie bi xabaabal nañ sax si temps bi nga xam ne tey suñu caméraman bi nga xam ne tey mën nañu wax nii kenn du moom sàcc nañ ci temps am tuuti waaye ñu ngi koy jégalu rek parce que waxtaan day toll foo xam ni dafa neex doo ko mën a tee dagg. moo taxoon nag ñu bàyyi rek bëgg gis naa ko waaye nag tey fi ñu toll nii li nga xam ne moo gën a waralaat émission bi beneen partie bi ñu wan leen ko mooy tey nag bergerie bi xar yi sujet yi compétition bi démarré tey fii si bergerie Cheikh Sadbou Sëñ Cheikh Sadbou kon boog ci kanam tuuti ñu wane li ci biir ñu gën a defaat beneen partie. dama xool xëcc boobu tuuti. toujours boobu xar yi ngay xëcc seen bopp. voilà. am na koo xam ne moo dugalee xar bi léegi mu woo ma téléphone. waaw salaamaaleykum mbokk yi tey ñu ngi commencé deuxième partie bi nga xam tey fii lañ nekk si géwël ñu commencé nag wan leen sujet yi yu mucc ayib yi nga xam tey fekk nañ leen fi parce que man nag am na loo xam daf ma njëkk a impressionné si xar bi macha allah doole ji kii mooy premier sujet bi nga xam ñu ngi koy génne Ibrahima xar bi avant may wax pédigré bi. Ibrahima dañ gis xar bi macha allah tabaarkalla. kii mooy kan. waaw kii la ñuy wax Khady Touba. Khady Touba sama benn xarit bu ñuy wax Khadim Gueye. bu nekk Touba moo ma ko jox. xar bi doomu Subéeru la. doomu Subéeru. waaw doomu Subéeru la mi ngi ci 4e portem. macha allah waaw moom la ëmb nii 4e portem la ëmb nii quoi. waaw 4e portem la. doomu Subéeru la ak kan ci côté. bon côté yaayam xaw ma yaayam mais je sais que ni ci waa BDK la ko jënde woon. bi mu ko jëndoon añal la ko jëndoon ci BDK. ñu joxoon ko ak benn mâle doomu galactique bu ñuy wax Boynar. Cheikh Everest. ñoom ñaar la boole woon jënd. day nuru bindu deuxième dame. deuxième dame bu waa BDK. parce que boo ko xoolee dayo bi. nii la xaw a toll. te teg bu nuul bi. tamit nii la mais boo gisee doo weerante ni giru Subéeru gi la. xar bi tey ñu gis nañ ñun dayo bi tamit macha allah. xar mi gis nañ am na doole lan moo la gën a neex si xar mi. waaw xar bi bi ma ko Xaadim di jox boobu man li ma doon wut mooy jigéen laa doon wut. mais yàlla dafa dogal ne amagu fi jigéen ba léegi. amagu fi jigéen. donc actuellement boo xool gétt gi doom newu fi. sëtam nag mu ngi fi. waaw sëtam mu ngi fi mais amagu fi doom parce que doom yu góor lay jur doomi góor yi ñu leen joxe. lu fi jur rek mu dem. waaw parce que amagul jigéen ba léegi. kon yaa ngi ci naan café bu baax. pas café xanaa meew peut-être. meew non meew dafa neex de. non mais café gi la gars yi di wax te man li ma ci am yëpp presque lu may maye la. non meew mi naan Ibrahima lu may jaay meew la. Ibrahima meew mi naan neex na mais amul café. non yaa ngi naan café. kii moom daanaka mooy café gi ma bëgg. mais fi ne tey est-ce que pare nga pour génne ko. non mais am na koo xam ne tey actuellement mi ngi telegram bi. xam naa ne fi ne tey mi ngi rey foofu moom Cheikhouna xar bi rek lay soxla. mais Cheikhouna yaa ngi dégg de xar bi mi ngi nii de. xar bi lay wër. moom rek lay wër. kon ne Cheikhouna gis nga Cheikhouna xar maa ngi nii de. dama ko defal sans interdit fii parce que may ragal mu ñëw fi guddi yéen ñu ko yóbbu. Cheikhouna yaa ngi gis xar bi nii si vidéo yi te Amadou Mbaye da la ko defal vidéo bu mucc ayib man mii xar bi mu génnee sax dëgg yàlla sama xol sedd na parce que xar bi toir fu daal mooy xaru askan wi. macha allah moom bu ma nee xaru askan dana comprendre daal. waaw xar mi daal toir fu la Cheikhouna kon ñu wane jàll si deuxième sujet mën nga ñu beneen deuxième xar bi tey Ibrahima tey ñu gis si premier xar bi nga génne mu nekk xar bu am dayo xar bu macha allah tey lan mooy fii sa secret la mooy sa secret fii si bergerie bi
xar bi am na doole am na dayoo te yaa ngi. waaw parce que man li ma la wax sànq moo ci nekk rek man li may tey boo gisee ma dugal maa ngi commencé woon ci Matrix mais eggalewu ma woon. mais dama gis ne sangu Birahim bi tey élevage Sénégal ku ci wutuwul sangu Birahim wax ma di nga des ginnaaw de mais gars yi daan la rawee tuuti un pas d'avance un pas d'avance donc loolu moo ma gën a song tax am fitu ma dem ma jëli doomu Soubeyrou ba pare Matrix nekk 2 fois Birahim dëggal fi boppam ci añal yi mu fi jur ak mboote yi mu fi jur après daal leen wan. xam nga dama taxaw si Matrix. nangoo mu ngi gëla ci. xam naa ni fa la ñuy mujjee. te dinañ ci defaat tuuti. d'accord ay doomam. loolu tax sax bi nga am Matrix ma bloqué la foofu. bàyyi ma ne parce que xar bi macha allah. c'était juste pour tontuwaat ci question bi ne ma la mooy secret bi. mooy man pratiquement tey du ma ni sama xar yi am nañ doole du ma ni sama xar yi yoon lañ sama xar yi. mais man mi ko gis maa ko mën a wax mais xar yi yow mi nga xam ne yow c'est une vision externe. mooy wax ne pratiquement est-ce que parce que ñëwoon nga fi il y a 1 an. ou 1 an et demi. mais tey man je pense que tey même bu doon interview bi sax. sa appréhension bu nga xam ni c'est sans réserve mun na ma wax ne Ibrahima yaa ngi élevé wala élevé woo la. voilà mi ngi dox wala doxul. loolu moom amul sax amul solo ci wax. donc loolu maa lay posé question tey bi pas. voilà. man xam na ni. waaw tey li ma parce que jaar nga fi benn jour ak jóge Ndar. minuit 1 heure du matin. voilà Ndar man ak. docteur Etienne. Etienne Mané boobu xale yëpp ay mbër lañu. xale yi gis naa leen ñu fi nekkoon xale màgg. ma gis ni yaa changement bi mooy à part de chien la. macha allah. kon tey Ibrahima loolu moom jarul sa ñuy wax. kon jeex na loolu moom. tey ñu dugg si deuxième sujet. deuxième sujet mooy femelle bi. ñu dugg si beneen sujet bi nga xam mooy femelle bi nga xam tey. indiwaat nañ ko fii mu taxaw. ñu bëgg koo dugalaat. mais Ibrahima. femelle bi. yaa ko juddule wala da nga ko jënd. waaw kii maa ko juddule. kii maa ko juddulu mën naa ne tey doomu Soubeyrou bi rek laa fi judduluwul ci xar ak beneen xar. doomu Soubeyrou bi laa fi judduluwul li fi des yëpp fi la juddoo. xar bi maa ko juddulu parce que yaayam ki mooy Marème. yaayam la ma Baye Fall Diop joxoon papaam doomu booy séeréer la maanaam Sa Thiès moo ko jur. moom lañ jël teg ko ci benn doomu Sidi Bara benn sëtu Abdou Fall. mu wàcc xar bi mooy Marème. tey mën naa ne xar bi moo mag ci gétt gi waaw. macha allah. SS bu taxaw. Ibrahima xar bi wax nga ko léegi xam nga duñ ci pédigré ma tàgg la. est-ce que mën nga ko relancer waat pédigré. waaw pédigré bi mooy xar bi benn maal bu ñuy wax Sa Thiès doomu booy séeréer la moo ko jur. ak benn femelle bu nga xam ne nii surtout Abdou Fall la benn doomu Sidi Bara. ñoom ñaar ñoo ko seq. moom tey booy xool moo mag ci gétt gi. moom te mi ngi ci 5e portée. moo mag ci gétt gi. xar yi fi nekk yëpp pratiquement moo fi mag. waaw moo fi mag ci gétt gi. voilà. mais ki am na fi doom. waaw moo jur Bons moo jur maal bale am na fi aussi benn tëng bu mu fi jur. donc ak benn jeune maal bu nga xam ni mu ngi fële ak bu mu jël ak Matrix. léegi indil ñu suñu beneen sujet bi nga waxtaane ko. taawam mi ngi ko jur ak Biko. moom la ci taawam laa dugal ci Matrix. macha allah waaw. mais Ibrahima ñu gisaat xar bi nga xam tamit feebar bi am na dayoo. dayoo bu macha allah. système de xonte bi nga alimenté xar yi. waaw man nag du ma chargé xar damay xont normal rek bien que danaa def ay mixage yu bari nag damay jaxase ay céréales yu bari laay def mais du ma sëf xar waaw. du ma sëf xar non du ma sëf xar parce que xam nga tey booy xool xar yi tey laadum tey la ñuy yar ñun bokkul ak xar bi nga xam ne day taxawal ci mbedd mi di yàlla yor ko mu yor mu nekk ci àll bi di for lu nekk di am ay vitamines am ci gàncax yi muy lekk yooyu xar yi dañuy taxaw fii ñu yeew leen ci biir kër gi di leen xontal suñu bopp donc lépp luy manqué ci biti fi nga ko war a joxe surtout les vitamines te am na vitamines yoo xam ne boo ko jox xar bi dana lekk bu nga xam ni bu amul loo ko jàppale rek dana jouer ci croissance am wala mooy jouer ci ay yaxam ci surtout sur le plan ossement donc dañuy bañ a sëf xar yi ci par rapport à cela loolu tax ñu duñ sëf xar yi quoi parce que loo leen gën a jox ay vitamines ñuy gën di lekk te loolu bu ñu gën di lekk te amuñu lu leen charpente bi amul lu ko téye rek mun na affaissé wu daal attention. Ibrahima loolu nekk na lu am solo ñu duggaan nag si ñu ngi paree duggaan nag suñ beneen sujet. mais man dafa lu ma constaté. si ñaari xar bi du ma wax sax LCS bi. loolu moom defe naa ne dafa flagrant ba ku nekk mën nga koo gis. waxuma la sax auteur bi. waxuma ne LCS bi mais Ibrahima. xar bi ñu dugal nii ak bi génn léegi lu ñu bokk.
bu ñu bokkee aussi comme que la ñu wax rek xar yëpp Tyson mooy seen maam. peut-être fa la ñuy bokkee. waaw peut-être fa la ñuy bokkee. mais sama gétt moom bokkuñu fi dara. xanaa bokk gétt gi ndax xar gi. Biko moo ko jur. Biko nekk doomu Albouri. ak Hélène surtout Hélène la. xar bi nga xam ne moom la ma Omar Seck njëkkoon jox. tam demandé sama gétt. moo jur xar bi. macha allah waaw. kon loolu dafa barkeel. voilà. muy surtout Hélène. Hélène koo ko xool tamit. te xar boobu aussi ba ma Omar Seck joxoon ma démarré woon ko. pour la petite histoire dama ko delloowaat Omar Seck daf ma ko mayoon mayaat ko xar bi. voilà. da nga ko delloo. dama ko mayaat xar ba. lu tax loolu. waaw parce que mooy élevage partage rek dama ma joxoon mayoon ma ko ma liggéey ci. mu am fi maal bu nga xam dafa gis bëgg ko ma bàyyi ko mu tëb xar ma jox xar bi ne ko liggéey ci. parce que élevage demoon na moom ba commencé waat delluwaat ginnaaw ma jox ko mu déclenché. loolu àdduna mooy joxe lu baax. voilà. xar boobu ma nga fa ba léegi doo ko regretté. voilà te joxoon na la ko nga liggéey yow am na ngor. xam lañ la nit defaloon. nga delloo ko te loolu beneen jàngat la. waaw mais Ibrahima. waay xar mi LCS bi. man personnellement. yéem na ma. xar bi doom li ma la wax sànq rek ko natt. non mosuma natt sumay xar. xar bi tey doomu Biko la. ak Astou surtout Badlen boobu ak Tyson ma la wax noonu. ba pare Biko Hélène moo ko jur ak Albouri. donc LCS bi mu ngi ci Biko bi mi feeñ ci moom gànn bi aussi dafa feeñ ci moom parce que xar bi gàttul Hélène bi ñëw waaw lépp mi ngi ci xar bi daal te xar bi gàttul. non moom laa lay bëgg wax nii. voilà xar bi gàttul actuellement nii 4e portem la ëmb nii. macha allah 4e portem. waaw est-ce que di nga ko dugal compétition. yaakaaruma ko. lu tax du ma wax waaw du ma wax déet parce que xaw ma lu muy demee mais man déjà du ma bokkul sama philosophie may def compétition mais comme que. ñun bi ñu dem bu may dem ci foire dafa am benn groupe bu nga xam ne moom la ñu àndal te groupe bi mën nañu wax groupe Bima c'est un groupe d'amis. mooy li sama papa doon wax sànq ñu nekk Louga ñu nekk Léona ñu nekk Potou. ñooñu du ñu dem du ma def dara ñooñu ma leen di nuyu au passage waa groupe Bima du ma def dara loo xam ne waxtaan nañu ci ba d'accord ci mais pour le moment daal amaguñu intention dugal xar yi ay compétition mais xamaguñu nag luy am après. Ibrahima xar mu macha allah mel nii. yor LCS bi odeur bi. est-ce que di nga ko téye yoon la. nga di ko téye di nattable sax naan da nga compétir wala du compétir. xaw ma est-ce que nekkul ñàkk gëm li nga yor wala ñàkk a wóolu. du loolu. lu ne fànn am lu mu ci delloowaat. ma koy remercier aussi au passage Cheikhouna. ma koy remercier au passage. muy xar boo xam mu ci nawet macha allah. est-ce que pare nga pour génne ko wala koy téye. waaw tout dépend rek moom man tout dépend aussi de li ma ciy dégg rek ëllëg parce que comme ni ma la wax rek élevage bi passion moo fi nekk après business bi doogaay ñëw tey yow mi nga xam ne tey taxaw nga bu bëggoon xar bi aussi yaa may wax li mu la jaral rek après ñu seet mais du ma la wax njëkk. su ma li ma jaral tey di ma su ma intéressé man la acca. damay laajte non non. waaw am problème su ma wax li ma jaral yow. mais dégg naa yow c'est prix seerul. xam nga maanaam tey ci élevage xam nga non sama prix seerul de. sama prix seerul mais xam nga dafa am benn non sama prix seerul de je confirme mais élevage li ma ci wax moo ci nekk bu fekkee tey li ma gën a bëgg yow da ngaa ñëw gën ma koo bëgg day fekk mu jaral la lu ëpp li ma jaral man loolu laa gisee xar bi jar na ma lu bari café gu tàng jër waaw après ñu wax café gu am jar am sa am xorom polle loolu benn du ñaar du ñett ah xaw ma de benn du ñaar du ñett kon loolu leer na en tout cas man daal li ma la wax li ma gën a bëgg su ma ko gënee bëgg il faut mu jaral li ma jaral waaw voilà mais li ma jaral laa bëgg a xam rek waaw après loolu ñuy wax la après waaw instant yi éleveur bi mooy wax donc mbay gis wax benn éleveur mooy taxaw di wax léegi laal di moom mais instant bi benn instant loolu bu ñu retour lañ ci waxtaan mais am na ko déglu ci suuf mi da lay mere di am na ñu déglu da lay mere di waaw bu dem naa xam ni parce que man li ma wutoo mooy xam ne am na odeur LCS boobu kenn warante wu macha allah odeur moom kenn warante wu mais LCS moom toor fakal te doole ji toor fakal waaw en tout cas daal li may xool ci femelle gis naa ko ci moom waaw may nuyu au passage suma grand Matar Nia parce que Matar Nia bu gis chaque da ma wax damay chaque fois bu gis da ma ana train bi quoi voilà train bi parce que voilà lu ma mën a wax mais train bi nga ko tuddee tourné na tour bi ok kon c'est bien non kii mooy Aji Maysa waaw kon ma Aji Maysa nga macha allah voilà jëlal ñu beneen femelle bi ñu xool ko def naa ñetti femelle yi génn Amadou Mbaye Amadou Mbaye xar bi macha allah tëng la géej may ñu fa dox xar bi Amadou Mbaye parce que kii ngeen gis nii tey femelle boobu moo ko jur femelle bi ngeen wax ni aji moo jur kii mooy Astou kii mooy Astou kii mooy Astou macha allah Astou man rek mën naa ko waxee damay bàyyi borom wax waaw nur na yaayam daa mel ni waaw nur na yaayam nur na maamam te maam Astou la tuddoon moom bi laa ko tuddewaat voilà
kii astu boo gisee ma tuddee ko astu mooy xar bi ma Omar Seck joxoon bor bu paaki donc moom la ma joxoon ma delloowaat ko ak tëb moo jur Aji Maysa ak Biko ma jël Aji Maysa teg ko ci matrice ki mooy taw matrice ci Aji Maysa d'accord waaw ki mooy taw matrice ci Aji Maysa waaw déggoo nañu actuellement tëng la tëboogul ñaata weer la mi ngi dugg ci dana dugg fin di le 15 bi lay dugg ci 11e mois am. 11e mois am lay dugg ci 11e mois. kon ba léegi tëng la. waaw ba léegi tëng la incha allah après foire bi incha allah laa ko bëgg a dugal mu tëbu. incha allah ko compétir loo. je ne wóoruguma ba léegi. waaw mais def ma pour loolu moo tax. am na lu ma xeex wala déet. waaw. waaw daf ko war. ah bon leer na. dafay nekk nekkul sax ñu naan la mën na nekk madame mu nekk. waaw mën na nekk la. waaw ndaxte lu ñu fi gisagum. lu ñu gis fii. am nañ ci yaakaar tey suñu yéegee. nañ leen natt bu baax te am nañ ci yaakaar bi. parce que kii nga xamante kii taxaw nii. aussi tamit critère yëpp ngi ci moom. lépp lu bien sûr moom rek am. LCS bi ngay wax est-ce que Doudou Maya ji sax très bientôt si LCS. auteur bi amul leneen gis naa loolu. gis nañ ko man gis naa loolu man. loolu laa gis moom. waaw mais bientôt sax du yàgg. mais yàlla baax na bañ daje foire ba ñu xool. incha allah waaw ñu xam yàlla baax. ñu ngi sin beneen tey añeel boo xam ne macha allah tawaar fakal la place bi tawaar fakal rafet na trop macha allah. xam ni place bi rafet na. entretien bi rafet na. kan mooy bàyyam. kii aussi doomu matrix la. doomu matrix nekk ci doomu Aji Maysa mooy doomu Biko bi ki sët la ci Biko. kon kii mooy rakk aussi tamit. mooy rakku astu bi ñu génne léegi. waaw mooy rakku astu kon kii xale bu ndaw la. mi ngi doog ay fer. kon kii ay 3 mois la war a am. lim parce que boo amee 8 mois teg na quelque temps. kii ne waaw teg na quelques jours 3 mois et quelques jours la def. macha allah. te 4 mois yi matagul mi ngi ci 3 mois ay 2 semaines 3 ay 2 semaines et 2 mais est-ce que kii mën cuurul bi mag gi. ragal naa mooy mën cuurul bi. parce que boo xoolee fii. da ngay gis ni sa xel day dal ni. mooy mën cuurul mais dafa mel ni production bi seen yaay. naqari na maal dominer ko si jeune. waaw amoon naa ko ci seen yaay boo gisee ma téye doom yu jigéen yi. am na fi doom bu góor mais doom yu jigéen ñoo mën doom yu góoram seen yaay mënul góor jigéen la mën te Biko bi ma ko yoree gisoon naa production Biko jigéen la gën a mën ko góor. tey boo éleveurs yi may déglu ci groupe bi. ñi xam Biko parce que Biko sang mi ngi commencé rare léegi. ñi ko xam Biko xam ne Biko li mu am ci jigéen moo gën li mu am ci góor. waaw doom yu góor sax bëriwul ñi ko téye Sénégal bëriwul doom Biko yu góor. mais li tax femelle bi production bi ñu jotaan fii nga téye leen. waaw parce que comme que da nga wax sànq dañuy wax café waxi meew. te comme que femelle bi ñu ko bëgg yaay ji dañu ko waaw maa tudd meew mais yaay ji ñu ko bëgg dañu bëri man yaa wax café ma wax waxi meew. te yaay ji ñu ko bëgg a bëri nañ. te comme que élevage aussi partage dafi nekk. il faut xar yi nga leen di ñu tourner. donc yaay ji xamaguma fan lay mujj. donc damay téye doom yi pour le moment seet fu yaay ji mujj. bu fekkee yaay ji dama koy joxe boobaa ma téye doom yi rek. fekkee doom yi laay joxe aussi ma téye yaay ji parce que ñoom mun ñu dem kenn mun dem bàyyi kenn mun dem yóbbaale morom il faut am ko fi des. loolu moom c'est tout à fait normal. waaw doo joxe doom donc c'est purement stratégique. pour le moment ba ñu dem ba ci fileeg quelques jours après ñu doogaay décider ban mooy dem voilà. moom kon mi ngi ci am ay 3 mois. waaw mi ngi ci 3 mois. pratiquement macha waaw. allah en tout cas lii moom dafa constance yaay ci. voilà. boo xoolee baglos bi. boo xoolee Hélène bi la indiwaat rek ba tey. Hélène bi moo dikkaat fii. te Hélène boo ko xoolee tamit fa mu nekk ne presque mënuñu. ba pare ñu amélioré ko ak Birahim bi amélioré ko aussi ak Biram 2 bi quoi. mooy doole ji ak kees gi ak gabarit bi te xar bi du ndaw xar bu rëy lay nekk. effectivement non boo ko xoolee kay ça se voit clairement. tëng la xale la 3 mois macha allah gabarit bi. kon tey dafa nekk loo xam boo ko téye d'ici quelque temps. benn affaire la. par rapport ak bi ma fi mujjee ñëw xar yi gisoon naa leen. à l'heure actuelle. beneen système beneen niveau ma fi beneen palier boo franchir ci sa élevage loolu moom constat la boo xam ne def naa ko parce que moo tax des fois nga dem fenn gëj fa dafa am solo génneel ñu beneen xar ñu continuer waxtaan wi surtout Bachir la yaay ma nga ne la ci xar yi Bachir bi tam day def doole waaw ba pare doole ji nga xam ne moo gën dëggu ci moom mooy sang bi composé matrice nag Mandala la madame Bitar Subeeru ak galactique njambaan bi moo saf ba pare fekk si Bachir bi pour maanaam mën a téye auteur bi ci Bachir bi pare conseil ba pare maintenir ak yi nga xam ne moom nga am ci wàllu doole ak ci wàllu kees ak wàllu gabarit. macha allah. kii ñaar mi ngi toll si ñaari weer. mi ngi ci 8 mois.
8 mois moom waaw mi ngi ci 8 mois. en tout cas kii tamit tëng la boo xam ne tey bokk na si li nga xam ne yaakaar naa génération gétt gi xaw ma ne di nga ko téye wala doo ko téye bu la ci gars yi songee comme ni nga koy waxee rek pour ko gën a bëgg waaw xar bi di tax ma koy téye dafa am du particularité bu ci am ndax yaayam suma sëriñ moo ko moom Chérif Ba Aïdara moom moo ma jox yaayam téyel ma ko fii du ma koy jox ma ni ko man du ma téye xar du ma dénkaane xar ci noonu ndax xar yor xar dafa metti bien que sama sëriñ nga mais lenn moo mënu moon xar góor laa ci soxla Omar Sow moo jox yaayam addiye sa Chérif Ba dénk ma xar bi ma dénkee xar bi ma ni ko bu jigéen maa moom góor yaa moom mënu ma kon téye xar bi donc xar bi sama sëriñ moo ma ko jox voilà kon kii xar bi góob demam génn bi dafa weex te damaa sopp xar bu weex waaw loolu moom voilà en tout cas kon yow benn point faible xam nañ ko ci waaw xar bu weex waaw yi xar bu dama ko sopp trop waaw lan moo la ci kii xar bu weex waaw parce que dafa éclatant c'est très beau lumière bi waaw dafa ànd ak nuur ànd ak leer daal dafa ànd ak leer waaw jàngee nañ ci kon boo xar bu weex nañ ko gën a sopp ku ci nekk da nga am sa couleur mais nga gis doole ji muy génne di dégagé impressionné wu la non impressionné wu parce que fi mu bokk mënu fa jóge pare di dégager autre chose que ça tey boo gisee tey sam papa ji mu ngeeg magu xar bi magu xaram bi nga xam ne bons mais moo ko jur mu ngi sam papa te xar boobu dafa bokk ci xar yi mu bëggoon génn ma ne ko xar bii bons moom nar a changé sa gétt ma ñëw géttam fekk fa benn mbote bu yéeme ma ne ko jur xar bi mun ma mbote xar bi moo ko jur ma ne ko bàyyil xar yi ñu dem te nga bàyyi xar bi jox ko chance mu defar sa gétt voilà mooy magu xar bi gis ko mu nekk seulement bu doy waar kii mooy kan dem teel bi waaw kii doom matrice la yaayam nekk doom Pape Sall maanaam surtout Bachir la ci wàllu yaay matrice moo ko jur ñoo aussi ñuy doogay fer nii waaw ñuy doogay fer maanaam sama sëriñ boobu moom la xaram bu jigéen bi moo ko jur donc maal bi tey moom moo ko moom mais dafa mel ni LCS yow LCS dafa nekk loo xam dafay commencé may gis ni mi ngi constance ci biir kër parce que xar yi fi génn yëpp amul lenn loo xam ne tey jooy nga leen ci LCS ak doole waaw ba ci jeune mâle bi xool ko ñaata weer la mi ngi doogay fer 4 mois yi matagul waaw ci la bu ci toll aussi ci lay doogay am après dana xool gëm nga ni dina génne doole ju la jaaxal kii manqué wul dara pour nekk un très bon mâle et en plus de ça un très bon géniteur. Est-ce que gis nga ne faale matrix non du ko faale. est-ce que matrix bi mu am weer bi mu am lii amoon na lii non bi ma jël matrix ci moo âge bi daa ko jëloon mais xar bi moo gën a taxaw matrix actuellement. est-ce que di nga jël risque génn ko kër gi. waaw parce que comme que moom xaru addiye la moom il faut mu dem fa mu dëkk. waaw. dafa war a dem. waaw ça dépend rek mais incha allah dana dem foire. dana ko yóbbu foire bi dana ko yóbbu ci foire bi. macha allah dana ko yóbbu ci foire bi. jàppal ne kii ñu xool kii kan tamit. xam naa de xam dëgg la wax dëgg dina génne LCS bu doy waar. LCS bu doy waar. indi ko fii tamit. moom genre maanaam camion remorque yooyu la. kii ne moom genre camion remorque. kii boo gisee mu nekk camion remorque. waaw da ngay wax. waaw mën naa la ci wax lu tax te boobaa da ngay confirmer li ma wax. tey maanaam xar bi. waaw. kii xam na laa tuddee. hybride. sax ma tuddee ko hybride. c'est un nom un peu particulier parce que matrice moo ko jur ak xari Touba. te comme que matrice Soubérou maamam la. xari doomu Soubérou la. mooy dama la waxoon fixation bay def. en 3e génération. maanaam sët moo tëb maamam pour génne lii. wax nga dëgg. maanaam xar bi tey bokk na ci sama avenir u élevage ci lu may téye lay bokk. macha allah waaw ci lu may téye ëllëg d'ici 2 ans 3 ans xar bi dina ñëwaat sama élevage man. moo tax kay sax ñu génne ma xool ko ni la. voilà kii du lu maanaam génétiquement. gènes yi ma soxla yëpp ñu ngi ci moom mu téye. macha allah voilà. doole ji moom a gën a impressionné. maanaam sët moo tëb maam. ah oui yow moo tax li nga doon wax sànq si. 3e génération yi. danaa ko da nga am. daf ko confirmer da koy confirmer confirmation bi nekkat nii. parce que tey fekkoon da nga koy wax te gisuñu ko. danañ mën a kii li muy def xamu ko. mais da nga koo def ba pare da nga ko def. pratiqué ko gis résultat bi. mu ngi nii. mu nekk nii kon. kon tey. mu ngi ci 3 mois et quelques jours. 3 mois et quelques jours. xam nga ni kii moom tourné ko. ak élevage fi mu jëm. am tey xar bi dama naan la tey Birahim la presque 3 fois. c'est-à-dire. Birahim la sax pas 3 fois mais 2 fois. parce que Soubérou moo jur maamam. matrice aussi doomu Soubérou ko jur. non Birahim la 3 fois. parce que Khady surtout Birahim la. matrice nekk Birahim 2 fois.
maanaam nekk sëtu Birahim ci wàllu yaayam. nekk sëtu Birahim ci wàllu baayam. donc moom 3 fois Birahim la. gis nañu keneen bi. kii nag def naa ne su ñoom ñaar mën nañoo mën a dugg si biir. partout. passe-partout lu tax loolu passe-partout. waaw parce que moom xar yëpp la nàmp. waaw moo tax mu dugg si. waaw moom xar yëpp la nàmp xar yëpp ay yaayam lañ parce que seex la joxe naa seex bi maa ngi ko jox sama doomu sama papa ji laa ko jox donc moom dafa nàmp xar yëpp. waaw te boo xoolee moo xar yi ñoo xaw a maase ñoo maase ci juddu xar yi xor nañ ko raw tuuti mais am naa yaakaar ci moom ndax doole am na doole te am na kees am na gabari. rakku Bonze la yaayam Marème moo ko jur. waaw doom la ci Matrix moom it. waaw mais seex la woon quoi. ñoom ñëpp ñu ngi ci ay seen 3 mois teg na après ay 2 semaines quoi. en tout cas rafet na trop. waaw kii mooy Miss Dior. Miss Dior doom la ci Zator. Zator nekk ci doom ci Lawlo Cet Mbodj. Lawlo Cet Mbodj nekk doomu Damlo nekk doomu Mandela donc surtout Mandela la mais ci côté yaayam. côté yaayam Marie moo ko jur Marie doom la ci benn xar bu ñuy wax Bilal Ousmane Li moo ma ko joxoon bu Mbour te Bilal benn mixage bu Ousmane Li defoon la diggante Salam ak Magal bu Ousmane Li mu jur benn jeune mâle bu ñuy wax Bilal boobu nag moo jur yaayam. Miss Dior. mi ngi ci premier bi mooy premier portem ma teg ko ci Zator ma teg ko ci Bonze mooy sama maal bi rakku Matrice bi fi nekk man ko essayé ci xar bi mu jël mbote bi mi ngi doogaay juddu quoi temps yi la juddu. mbote bi amagul un mois matagul ah ñu juddoo yàggul quoi. mais kii yaay ji mi ngi ci ñaata dem ba def naa ay 13 mois 14 mois la war a am. waaw il faut mu xoolaat date de naissance bi mais xale la quoi. en tout cas ragal naa ni doole dina ko bari. waaw. ragal naa ni trop dina am doole parce que boo xoolee kanam gi. ñu nekk avant noonu. da lay wan ni kii doole mi ngi ci moom. te ragal naa ni dina ko génne. mu nekk xar mu ngi cay macha allah. waaw ñu ngi suñu beneen sujet beneen femelle macha allah moo nag. doom yi rafet trop sax. wax dëgg yàlla doom yi mais kii mooy kan. waaw Mbaye kii mooy Ndeye Marie. Ndeye Marie doom la ci Boy Talla moo ko jur. macha allah ak benn doomu Zale bu ñuy wax Maam Kumba Zale bu nekkoon ci Baba Ndoye surtout Ablaye Niang waaw surtout Ablaye Niang voilà Zale moo jur pap yaayam ma jël ko teg ko ci Boy Talla mu wàcceel ma añu femelle bi ñuy wax Ndeye Marie. Ndeye Marie mi ngi ci 3e portem mu wàcce seex yi mu jur ni mu ngi ko jur ak Matrix quoi. waaw ak Matrix ay seex yu jigéen lañu ay jigéen lañu wàcceel ay seex yu jigéen quoi. surtout kii ñu rafet na trop. boo xoolee ma la waxoon ba léegi gabarit bi mu ngi fi. doole ji. te li gën a raar ci waa Kër Galactique yi mooy bëjën te Matrix day liggéey bëjën parce que bëjën mi ngi ko jëlee ci Mama Mandela. waaw fa la jëlee bëjën yi te xar yi dañuy am corne quoi. dañuy am doole waaw parce que Boy Talla bi mu ngi fi Ablaye Niang bi mi ngi fi donc te li ma gën a neex ci xar bi mooy lu raar ci xar mooy xar bu marron man dama bëgg pelage bu marron ci xar. voilà. xar mi ñaari portem yi. actuellement bu tëboo mooy nekk 4e portem li mooy 3e portem. bii muy doog mboote ñaata fan la ñu am. mboote yi defe naa ñu ngi dugg ci seen ay 2 mois et quelques ans parce que ñi ngi. man nag voilà loolu bëggoon naa ci revenir. man su may xar duñu tëbuwaat tant que feraluñu. duñu tëbu en tant que fer. waaw man su may xar duñu tëbuwaat tant que feruñu seen doom yi ferul. lu tax. déjà dama bëgg xar bi am temps wu toppatoo ay doomam ba pare ba ñu ber xar yooyu ma doogaay def am liggéey bu ma def au préalable ci xar bi balaa mu koy dugal mu tëbuwaat. macha allah waaw. yow gis nga daal loolu dafa bokk ci hygiène de vie bu xar. hygiène de vie bokk na ci day tax man gis ba ma ko dalee def ba léegi gis naa sama xar yi seen dund dana yàgg dañu gudd fan te aussi gétt gi du bëri population quoi. parce que pas aussi gétt gi di peuplé. kon daal gis nga ni longévité. te longévité day jaay hygiène de vie. waaw hygiène de vie mu am wér-gu-yaram. xam daal dama koy planning daal. waaw planning naturel laa koy defal bàyyi ko ba mu feralee ba ma toppatoo ko waat dana bu tëbuwaat dana fekk daal mu am ay 4-5 mois doogaay tëbuwaat. en tout cas li ñu doon wax ci base de famille mu gën a gëm. tey yaa ngi koy doxal bu baax a baax. voilà te gis nañ ko ci famille yi mu ci ay fan la. wax dëgg yàlla famille bi toir fakal la. dafa rafet trop fi mu toll nii ba pare xarit set nañ.
waaw toppatoo bi rek parce que Demba moo fi nekk te mi ngi góorgóorlu ci xar yi bu baax a baax. mais élevage à distance. nan nga koy defee xar yi nekk fii nga nekk fële. waaw gis-gis beeg loolu. élevage à distance moom parce que bon je me dis que tant que man maa ngi Sénégal moom mi ngi xar yi ñi ngi Sénégal. pour man Dakar Géoul c'est 170 kilomètres. te bu may départ Dakar ñëw Géoul du ma yëg distance bi pourquoi parce que li tax may ñëw la loolu moom mooy conditionné ba damay mel ne ci oto bi day du ma yëg sax distance bi ndax li tax may ñëw moo tax. ki fi nekk aussi yor xar yi aussi dafay jàppe xar yi comme man maa fi nekkoon su ma fi nekkoon aussi ni ma yore xar yi noonu la ko yore sinon sax da ko yore lu ko ëpp. waaw. xar mi. léegi la mën a jóg. pourtant xar bi mboote la de xar la de. du mag de xale bu ndaw kii boo gisee mais dafa teel a njool. xar bi. waaw. kii dafa teel a njool mais kii yooyu kan mooy waajuram. waaw kii mooy Bintu. ay soxla ci nii. waaw Bintu doom la ci Zator a ko jur moom it. waaw Zator comme surtout Mandela la moom it. ok. mu nekk doomu Mam Kumba nekk surtout Zalle. nekk ci rakku ndey rakk ci Ndey Mari. ma teg ko ci matrice moo jur yi moom te ay taawam lañu. ay taawam la mi ngi doog ay taawlu ñaari jeune mâle bi ak agnelle bi. mais am nga matrice day def botanie. bu rafet sax loolu c'est normal. matrice mu def ko fii defaat na ko fii si biir. waaw matrice lépp matrice li nekk ci moom lay joxewaat. te matrice ni mu mën a góor noonu la mën a jigéen sama gis-gis. sama gis-gis daal noonu la mën a jigéen aussi quoi. gis naa ko si doom bi dañuy am doole. waaw c'est normal fi mu bokk la. li ñu doon wax ci maal bu complet la. nekkul nii si kaw yaram mi ngi ci biir gène bi. mi ngi ci biir gène bi te matrice yaayam dafa baax fi yaayam bokk dafa baax ndax yaayam surtout Mandela la. nekk surtout Ibrahim nekk surtout ci madame Bitar donc yaayam dafa baax. mais kii ñaata weer la am. moom aussi mi ngi ci premier portem donc mi ngi ci ay 12 ou 14 mois peut-être waaw 14 mois 15 mois yaa ci la nekk. waaw dana xar bu njool a njool lay nekk. xar bu njool a njool lay nekk waaw. dinañ ko mën ci gabarit. mais sama gis baat aussi ci éleveur bu ndaw. gëm naan doom ji moo koy mën. gëm nga ko de. waaw waaw saa boo ko xeetee diñ ko mën a weddi. gëm naa ne doom ji moo koy mën. kees gi dafa ci teel a yor. waaw bi mu juddoo rek laa ne doom ji moo koy mën. effectivement waaw. kii mooy Mursi. Mursi waaw. li tax Mursi. sama jarbaat laa ko tudd Mursi. te li tax ma ne ndax li tax Mursi mooy doom ji laa tuddee Muxa te Muxa doom Mursi la donc ma jël yaay tuddee ko Mursi rek benn yoon. macha allah voilà. léegi yaay ji Mursi booy xool moom surtout Biko la. doom Biko bu ñuy wax Anta moo ko jur. maamam nekk doomu Chassilon. waaw Chassilon moom moo jur yaay maamam Omar Sow moo ma joxoon maamam. waaw Omar Sow maa ngi ko jëlee woon maamam maa ngi ko jëlee woon BKR. Mbay Diène mi ngi may déglu moom xam na maamu xar bi. waaw Mbay ku baax maa ngi koy nuyu au passage moo ñoom bàcc maa leen nuyu bu baax. di nuyu waa BKR yëpp. ñoom Omar Sow moo ma joxoon yaayam ma teg ko ci ma jël maam teg ko ci Biko mu jur femelle boobu ma jël ko teg ko ci Zator mu jur bii mais xar bi dafa teel tëbu. bi muy tëbu mi ngi woon ci 6 mois. parce que doomu xat yi jeune mâle benn xat yi tubaab bi doomu Ilsubé Rubé moo ko sàcc tëb ko. ba ma xawoon cee mere Demba jamono yooyu mais bi mu wàccee doom mere gi dafa dañ ndax lan. doomu xat yi boobu dañ jël xat yi teg ko ci Boy Naar nekk ci Boy Naar nekk doomu Galactique ak benn doomu Subéeru xam nga maanaam dañ jël doomu Subéeru bu jigéen teg ko ci Galactique mu wàccee Boy Naar ak Everest ñu jël Boy Naar jaay ko Touba Xaalim Gueye boobu jël Boy Naar teg ko ci doomu Subéeru bii xat yi waaw mu wàccee jeune mâle bi ma Xaalim jox femelle bi mu àndaale jeune mâle bi jeune mâle bi ñëw fekk tëngi tëb ko fekkee tëngi moom bi mu tëb tëngi mi ngi ci 5 mois moom it moo ko tëngi ñoo maase waaw donc mu wàcc fi lii donc mbote bi tey li ma soxla ci li may wut ci Biko mi ngi ci moom ba pare mu nekk beneen xeetu fixé bu nga xam ne ni moom la Xaadim defoon ci xari Touba. mais ba pare mbote bi ànd ak bote bu rafet macha allah ba pare ànd naa nga teel koo génne mu nekk mbote bu am na aussi tamit te mbote bu njool lay nekk boo gisee si géegu bi su siggee ba njool na am na LCS te am na doole te ndax man xar fi may xamee ne xar dafa njool rek bu mu juddoo dafa sukk di nàmp taxawul nàmp dafa sukk nàmp te loolu aussi lu may xam la lu may seetlu ci xar waaw dafa judd rek au lieu mu sukk taxaw nàmp dafa sukk di nàmp voilà te loolu dafa am solo ci loolu lu may dal xel la ci xar buy njool xar buy gàtt quoi
comme xar bu weex moom mooy. waaw xar bu weex moom li muy gën fii gën ci xar bu weex bariwul de mais ñaar laa ci am. ñaari weex laa fi amagul. ñaari weex laa fi am tàll. xar na de. xar na de. en tout cas indi nañ ci beneen xar boo xam ni. tuwaar fa kàll. taxawaay bi jekk na am na doole. ak doole bu rafet. tey nag am na lu ñuy xam naa ne xar bi am na histoire particulière. waaw xar bi ki mooy Fatim. Fatim doom la ci Marème. waaw doom la ci Marème. nekk doom ci Zator. surtout Mandela la. surtout Mandela. mais xar bi. li tax ma ne xar bi Sénégal gépp xam nañ ko wala àdduna xam nañ ko. mooy xar bi daf am na image bu ñu gis ci Facebook bi. waaw ban image. booy xar ñaari xar yooyu di fóonante. waaw waaw gis naa ko. te mu siiwoon fi daaw géej. gis naa ko. xar bii la. ah bii xar bii la. ak seexam. seexam mi ngi sama kër papa. paa bi ko jox Sénégal nag image boobu ñu bëri dañ koo moomal seen bopp. Sénégal ñu bëri dañ moomal image boobu. xar bii la. ñu bëri dañ dem nañ seen image boobu mais xar boobu ci bergerie bii laa ko maa ko photo maa ko filmé publié ko ci Facebook bi. xar bii moom la gis ñaari xarit yi fóonante. xar yi doon fóonante ci Facebook bi ñaari xar bii la ak seexam. kon gars yi doon piraté image jàmbur. waaw defe naa ni borom feeñ na. ki doon piraté image jàmbur. borom feeñ na. xar bii. te xam naa ne mi ngi nii taxaw moom moo ko publié woon ci Facebook bi macha allah. kii mooy Fatim mooy Fatim. moom mooy Fatim. waaw. mi ngi ci gerte gi Cheikh Nasser Sadbou. xar mi nag njool na de. waaw xar bi mënul gàtt parce que surtout Mandela la. nekk surtout Boy Séeréer. ba pare yaayam aussi laal ci Abdou Fall quoi. donc xar bi doole ji mi ngi ci moom. macha allah et puis day du gàtt day njool dafa war a njool te mi ngi ci premier porté mi ngi ci premier porté waaw premier porté la nekk nii. moo jur seex yooyu quoi. seex yi ku leen jur. matrice mooy seen papa. yëpp ay doom matrice lañ quoi. seex yi am nañ taxawaay rafet nañ de. macha allah. image boobu laa lay seetal nii pour envoyer la ko quoi. ñu xool ko ba image bi ñu doon wax ci Facebook. dugalal ñu ko kii nga xam mooy daj dëpp gi. kii mooy Bonze. kii nga xam ne tey gis nañ ko fii si gétt gi mi ngi fi ko téye. xar mi xale la. xool leen fi ma toll. xoolal fi ma toll xar mi noonu. xar mi am na LCS am na hauteur. macha allah gis nga xar mi bàyyi ni xar mi bàyyi ni xar mi bàyyi gémmiñ voilà gis nga ko xar mi njool na toor fa kan la gis nga ni mu mel nii rafet na macha allah tey ñuy laaj ndax ten dafa faar wala faar éleveurs yi jugé leen seen bopp xar mi ndax xar mi tey éleveurs yi jugé leen seen bopp xar mi ndax war na dem foire wala dem foire Louga ngir di ñëw moo war a nekk si xar yi war a taaral foire bi ñi nga laam la may dana dem ak dul dem. gars yi loo leen wax. na dem. yow loo wax na dem loolu wax kon dem. kon dem foire. waaw la majorité l'emporte. est-ce que amatu minorité. non amatu minorité. amatu kii 100% la. waaw nañu bàyyi waa Ladoum du Monde jugé rek après ñu xam. déjà jugé. ah waa doon atte nañ. non Ladoum du Monde. léegi dama bëgg Cheikhouna Diop na déglu Cheikhouna ak Abou Fall bu ñu nee na dem rek na dem te maa leen déglu. non non Cheikhouna ak Abou Fall dinañ dugg en direct. waaw. wante xar mi dana dem dañ leen a day dem. parce que ñoom it li ñu gis benn voix bi kese la. mais nag aussi dafa dépendre ci waa Bima ñu may déglu Mamadou Ba may déglu Babacar Lo may déglu yaa ngi wutaat feneen foofu. waaw ñooñu aussi seen wax dafa am solo. non dafa bëgg a bari. déjà li nekk fii voté nañ. waaw kon jeex na. kon boo xar yi wax ñu fu. kon nag rendez-vous foire Louga. kon jeex na bon kii mooy Bonze. Bonze Marème moo ko jur. Marème. mos nga ko natt avant. non mosuma ko natt. ñaata à peu près auteur lu mu la jox. xaw ma mosuma ko natt mënuma la jox lu mu ma jox auteur. kii jool na de saa yi. des na sax kii magam des na. kii feebar bu mu feebaroon sax moo xawoon jàpp mais des na mag. waaye tey xam nga dara tooy loolu de. des na mag. xoolee ko si géej taxaw. waaw. ki ñaata weer la. mi ngi ci entre 28 et 29 mois. loo gis xar mi. dëgg yàlla lépp lu ñu bëgg ci xar. waaw. xam nga des fois dañuy ne xar du complet. waaw. mais des fois nga gis xar du complet. waaw. décembre lay am 3 ans. décembre lay am 3 ans. mu war a dugg de phase adulte.
Mbaye. waaw dañuy gis ci génétique yëpp gis nañ ko ci moom. waaw macha allah bu dee taar ga mu ngi ca. bu dee lumière ba mu ngi ca. bu dee bëti ba tamit mu ngi ca. bu dee tamit yeer yi jot tamit mu ngi fa. rawatina li nga xamante moom mooy sexe bi. macha allah lu ñuy gën a taamu ci xar. ndax soo ko gisee rek. mooy foro bi quoi. foro bi waaw kon kii amatoo lenn looy wax ci moom. waaw xanaa ñaanal ko gudd fan rek. li nga xamante def li nga xamante ni aussi. ñëpp nañ ci xaj. incha allah merci Amadou Ba. avant ngay continuer. waxaat bi seen numéro téléphone Facebook beeg YouTube bi Telegram bi. waaw ñu gën ko jàppaat. téléphone bi 77 la. waaw 658 34 59. ak 255. 17 75. 255 bon 17 75 sànq yaa ma laaj xar bi fan la bokk. waaw maa lay laaj pédigree xar bi. bon jëkk ñoo tojal. côté Baye ba pare. xar bi Tawfekh moo ko jur. Tawfekh. Tawfekh nekk doomu galactique. waaw ak Tawfekh doomu galactique. ak nekk sët ci Subeeru parce que yaay Tawfekh doomu Subeeru la. donc moom sëtu Subeeru la ak galactique. Subeeru ak galactique. waaw ci wàllu yaay. yaayam nekk sëtu Boy Séeréer. sëtu Boy Séeréer. ak Abdou Fall parce que maamam bi jur yaayam doomu Sidi Baara la. Sa Thiès moo jur yaayam mooy Marème yaayam a ngi fi mooy Marème. yaayam a ngi fi mooy Marème. xar bi ñu doon waxtaan te mënu fóonante ci Facebook bi. waaw mooy rakkam moo topp ci moom. macha allah pratiquement waaw mooy rakkam. kon boo ñu limalee pédigree bi. déjà si benn côté bi. boo gisee LCS bi nii. du bett kenn. lenn la ñuy doon jooy. te gis nañ ko mi ngi ñëw. boo xoolee pat yi ci suuf. da nga xam doole jàng dikk. Njoolaay Abdou Fall bi sax mi ngi ci moom. dikkaguma si Njoolaay bi. boo xoolee Abdou Fall même bind bi la daanaka. Abdou Fall. dañ ko gisaat si moom. si même bind bi. kon dañuy wax ni. li nekk si moom cité na ko. wane na ko. xar bi mi ngi si ñaata weer. xar bi décembre lay am 3 ans. décembre bëri di ñëw. waaw décembre bi di ñëw lay am 3 ans. ñu ngi ci juin et dans 6 mois. dans 6 mois lay am 3 ans. kon kii mi ngi ci 30 mois. 30 mois. exactement. kon mu nekk xale bu ndaw. waaw je dirais production. waaw taawam mi ngi sama kër papa bee may wax. mi ngi si kër papa. est-ce que envoyé nga ma photo taawam. non envoyé ma ko dinaa la ko photo ma ko mais danaa ko photo ma envoyé la ko. ba pare fii ci kër gi. waaw mu ngi fi doogaay ñëw dama ko dénkaane woon mooy xar yi nga xam ne moom laay dénkaane. moom laa yóbbu woon mi ngi woon lew na. sama benn xarit bi ñu wax Mamadou Ba ma koy nuyoo passage. moo ngi ñoo bokk suñu groupe bi ma. moo jur mbote bi doomu Miss Dior bi. moom la fi taawloo gun fii ci waaw mooy mbote bële. waaw mbote boobu la fi juróogun pour le moment actuellement. moo def tour moo tëb xar yi. tëb na xar yi. ñu ngi xaar donc d'ici quelques mois ñu wàccee. ñu doogaay xool lu ñuy defaat quoi. kon tëb na xar yi fi mu toll waaw tëb na xar yi waaw. waaw man aussi dafa am benn vision mu am ci élevage. je veux dire par là aussi que ne man xar yi tëb maal yi tëb sama kër. toujours damay bëgg ñu nekk maal yu adulte. dama bëgguma jeune mâle di tëb sama kër. damay bëgg xar bi déjà dama koy jox ay éleveur mu tëb lu fa ma dem xool ñoo ma koy dégg ma dem xool la mu fa jur. moo may tax ma en fait j'y vais avec prudence. ma dem xool ndax xar bi war naa ko mën dugal sama gétt wala déet. wala xar dama koy bàyyi mu dem wala déet. parce que c'est rare. c'est rare aussi c'est rare ma juddlu xar téye ko sama gétt. man xar yi ma juddlu des fois du ma leen téye xar yi ma juddlu dama leen bàyyi ñu dem man toujours xar yi may recruter sama ñoom xar yi nga xam ne ñoo fi judduwul ñoom laay dugal sama gétt ñoom ñooy tëb mais c'est la première fois tey ma juddlu xar ba pare bàyyi ko muy produire ci gétt gi. macha allah voilà ndax ci moom loolu mosuma ko def maa ngi koy doogaay def nii. bu taxawee gis ngeen bu taxawee normal. di ngeen xam ne kii ndaanaan la. gis ngeen ko. farfakal la gis ngeen ko. xar mu yaru la sax. xar mu ànd ak dal macha allah gis ngeen ko rafet na trop. ay bopp bi. gis ngeen ko macha allah kii defe naa ne tey ku koy am doo ko gaaw a dénkaane. ku koy am duñ ko. waaw ki ma ko joxoon nag ku mën xar la. Mamadou Ba ñooñu may jox sama xar yi vraiment. ñu ñeme xar lañ te ku mun toppatoo la. te gis nga doole ji. daa am nga karaw gi. waaw gis naa am naa digg na am na doole. kon cela veut dire que. bis buy dugg si 3 ans yi. ragal naa ni. dina sut baay bi. waaw gis naa loolu doole ji ci galactique. mu dikk parce que boo xoolee pat yi suuf. wane na ko ci. li ñuy wax mooy. LC su baay bi. dañuy ragal mu battre ko maam ja galactique. te yaa ngi ma wax sànq ba léegi ni ma. li ci sët maam. li ci sët li ci maam moo jox lay jox sët. li ci sët. jël li ci maam. mu nekk lu dëgg. muy maal bi. lan nga ñu bëgg a yokkalaat ci xam bi. waaw xanaa am ci moom yaakaar bu rëy rek
te ndax jamono passé amoon na benn accident bu fi amoon ba ma xawoon ci découragé mais may remercier aussi au passage docteur Etienne parce que dafa déplacé wu Dakar ba fii ñëw gën a daal sama xel dama xar bi daal man mën naa ko faj donc faj na ko te c'est rare opération bu délicate la amoon parce que tànnoon bi moo daggoon il fallait que ñu faj ko waaw moo daggoon ñu faj ko pare tabax ko parce que dafa amoon benn fêlure mais yàlla dogal na ne actuellement mi ngi dox normal mais am nay temps mënu woon sax dox demoon naa ba perte espoir donc dafa nekk en convalescence nii mais gënoon na fees nii ëppoon na lii quoi waaw mais macha allah mi ngi avant tëb na nag avant muy feebar actuellement dama ko boole fi mu lépp dala xelam daal mais am naa ci moom ci yaakaar ci wàllu production. macha allah tëng yi tey wàcc nii bu ñu feralee moom laa bëgg bàyyi mu tëb leen moom laa dugal dama doon xalaat dugalaat matrice ba matrice defaat tour mais damay bàyyi moom mu tëb tëng yi pour ma comparer ko ak matrice voilà. def li muy def. boo xoolee ba pare. waaw tëng yi tey bu ñu feralee moom laay bàyyi mu def tour incha allah. macha allah. mu nekk liggéey bu tey. ba mu des ba mu bokkal yaay parce que ñaari xar yu bokk direct nii du ma leen boole. pare aussi waa GEPROC Louga dama di nuyoo di leen ziare au passage di leen gërëmaale parce que ñoom aussi ñoo ma yombalal lépp ñoo ma ubbil seen buntu particulièrement ku mel ne Xarim Sow ku nekk ku baax moom moo tax moom am fit dugganteeg ñoom donc gën ma encouragé ni ma il faut ma exposer mais du woon su woon option même Cheikhouna day jàpp ci man toujours na ma il faut nga exposer mais man mosuma am intéressé wu ci dem ci foire man personnellement mais comme que ñu jàpp nañ ci ne ma il faut nga dem te GEPROC yombalal ma lépp ma ne kon naa dem foire ba pare jël 2 box pour gën a mën a yaatal foire bi. incha allah. tey lan ngay wax Louga ak association bi looy tàggatoo moom. xanaa déjà di gërëm sama waa dëkk waa Ngoumba Ngeewul ñi nga xam ne ñoom lay partagé lépp tey lu ma am rek damay ñaan yàlla bokk ak waa dëkk bi di gërëm sama waa kër samay mag samay rakk ak suñuy soxna ak samay doom ak ñi fi nekk ci kër gi. pare aussi di boole di gërëm nag waa Bima ñi nga xam ne ñoom laa bokk liggéey Bima c'est une groupe de personnes bu nga xam ni on est 4 éleveurs Babacar Ibrahima Mamadou ak Abdou Khader ma tudd ko Bima ñooy échangeante ay xar suñu biir jaay du am suñu biir abalante boo nekk suñu biir déggante ay xar te roulement buy dox la suñu biir mais di nuyu waa GEPROC aussi bu baax di leen gërëm te di leen jox rendez-vous le 2 incha allahu rabbi ci foire Louga bi daal. ba pare nag en somme pour conclure di gërëm éleveur yëpp nag nekk Sénégal te di wax nekk nañ jàpp bu baax liggéey ci xar ndax sama papa sànq dafa am loo wax lu am solo te loolu lu jar a bàyyi xel la ci wàllu nitu diine sax dafa war a bàyyi xel ci loolu ndax suñu borom ba muy jot a yonent yàlla Ismaïla bu doon yàpp rek moo tax a jóg kon du envoyé xar kon xar am na lu ne ci biir xamuñ lan la nag mais man xam naa ni daal xar daal am na lu ne ci moom daal waaw bu doon yàpp rek duñu envoyé xar yaakaar naa ko parce que yàlla sàkk na yeneen mala voilà yu muy daganal ñun jullit yi ba pare ñu ëpp boo xaati 100 kilos ñoom mën nañoo 300 kilos 400 kilos ba 500 kilos li tax mu taamu ko ci ak bisu tabaski ni ma ko fonkee ba pare mu yóbbu ko foo xam ni si bakkanu yonent la rawale kon am na lu ci yàlla kon nag loolu tax may ñaax suma mbokki éleveurs yi ñu gën a xam li ñu yor lan la xam ne ay xar lañ te ay mala lañu ay muumin lañ yoo xam ne mënuñ seen bopp dara mais surtout loolu nañ leen gën a ñaax daal ñu gën a jox xari seen gëdd mais nag ci fin rek nañ xam ne ay xar lañ rek de. ñu ñoo leen yilif ñoo xam ne xar ñoo leen yilif rek mënut a dépassé xar voilà mënut a dépassé xar xar la mënut a dépassé xar fii si géewul lañ ko waxee te def naa lu ñu bëri xam nañ ko di leen sant di leen gërëm tey ñëwoon nañ doxantu fii si géewul muy bergerie Cheikhna Cheikh Sadbou fii si géewul département région de Louga tey ñuy préparé seen foire xar yi war a dugg le premier le 2 mu war a xëy nekk bis di ñaan yàlla yóbbu si jàmm ak salaam te que la fête soit belle réussite totale moom lay ñaan waa Louga fii nga xam ne te moom lañu fi nekk ni ñu fi fekkee jàmm mu ñaan yàlla mu sax fi bàyyi ko fi pendant ay années bergerie bi li fi borom séntu yàlla na ko fi yàlla defal lu raw njortam ba mbébét bi mu am am na ci ay témoins ñoo xam ne jot nañ ko fii dégg muy lu rafet lool muy loo xam ne kenn mun cee tegg denn si ay biir yoo xam ne ñu ngi koy dégg saa su nekk mu koy répété kon dafa nekk lu dëgg ci moom parce que nit moom bu ay nit waxee nga toog di ko déglu tey defe naa ni wax joo xam ne moom yor na maanaam ko dégg xam ko te defe naa ni loolu mi ngi koy firndeel la preuve nekk bi mu mujjee wax rek nii sama première sortie personnelle maa ngi koy réservé fii wàllu ko kon ñoo xam ne gëm na dëkk bi bëgg na dëkk bi te lépp lu man xam naa ni dina ko jàppale waa dëkk bi te xam naa ne bu defee benn dina buñ ko ñaanalee yàlla gën ko ubbi dana def ñaar ba ñett te defe naa ni ku la jox ndékki bu la ne añ ak reer
defe naa ni sa xol dina sedd. ñu nit ñu ngi koy ñaanal tawféex fan gudd wér. xewal saawaan baawaan. kër gi bergerie bi yàlla def fi jàmm. allahumma amiin def fi saam. amiin amiin man bi ma fi jëkkee dugg. duggaat fi tey. ñaan yàlla dugg fi ay at xam naa ne taw fi. allahumma amiin jàmm xewal. non yow foire Louga bi maa ne dalal fii ngay dal. géewul Louga yaa Amadou Mbaye fii ak Louga 20 kilomètres la loolu dara dañuy dem rek di jaamante dem ak ñëw. voilà dem ak ñëw rek. Amadou Mbaye kon ba takkal say daal. waaw Ablaye Sarr takkal say daal ak Baye Sall Ablaye Sarr moom day ñëw Ablaye Sarr moom ci man lay nekk. foire Louga moom fi ngeen waaw fii la. waaw foire Louga daal fii ngeen man ci man ngeen dal. incha allah rabbi kon boog incha allah. incha allah. mi ngi jàppale dëkk bi ci waaw doole jàppale incha allah rabbi. jërëjëf kon tey Amadou Mbaye la nga defoon Thiès yaa ngi Abdoulaye Sarr rajo dëkk ba lu daw loolu li ngeen bëgg a def fii kan waa Louga am ngeen gante lu doy waar da ngeen jàpp ne Ibrahima andil na waa Louga ñaari waxkat kon jeex na tey da ngeen am lu yéeme incha allah kon faaru Louga bi laa dum di mën a ngoog ñu ngi noonu incha allah jërëjëf waay di leen jaajëfal ba benn Ibrahima loo mujjee tàggatoo xanaa di sant rek di gërëm ñëpp te yéen aussi di leen gërëm di leen sant ci seen disponibilité te di ñaan yàlla barke seen liggéey ci barke Cheikh Saad Bou ak ci barke kër gi ngeen ñëw waaw ci barke kër gi ngeen ñëw ndax kër gi tey ahlu baytu rasul bu ne wàcc na fi surtout yonente bu ne wàcc na fi tey fii mooy capitalu xadriya ci Sénégal waaw mooy penc mii fii ku ne ñëw na fii la lépp di xewee donc fi ñu wàcc ba ngeen wàcc fi barke suuf si yàlla na topp seen liggéey ba mu barkeel ba ngeen mën seen ay télé yu mag ci écran yu mag yeeg fu ne ci àdduna bi incha allah rabbi jërëjëf kontaan nañ jërëjëf kontaan nañ dëgg yàlla suñu xol sedd na ñëw nañ fi kontaan nañ di leen jaajëfal kon beneen jamono kon rendez-vous incha allah Louga 2021 dina neex loolu dina xumb fii la ci Ladoum du Monde